aouzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokku téléspectateur u DTV ñu ngi leen di nuyu di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. sant borom bi subhanahu wa taala julli ci sang bi sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. nuyu nañ leen ku nekk fa nga nekk fekk nañ la fa jox la suñu loxoy xol nuyu la ziyaara la balla àq baalu la àq ñu ngi leen di ziyaara bu baax di ñaan yàlla mu def jàmm ci àdduna bi. def ko ci réew yi ñu wër defal ñu ko fii Sénégal yàlla na ñëpp am jàmm dugg nañ ci kër kilifa diine yi sukk suñuy nuyu leen ziyaara leen baalu leen àq baal leen waaye talal suñu loxo dékk seen i ñaan ñu itam ñu ñaanal leen ñu yàgg fi loolu te wér noonu la ñuy ñaanal leen ñu nekk ci prison yi yàlla na yàlla génne leen fa ak jàmm ñaanal ñi nga xam ne dañoo tawat di ko doxantoo ak ñu tëdd hôpital yàlla na yàlla defal leen shifaa'un laa yughadiru saqaman waaye ñaanal ñi nga xam ne jóge nañ fi ñibbi ci kër gu dëgg ya ñoom tam yal na yàlla jéggal leen seen i bàkkaar ba ñoom ñëpp ñu wax ay Seyda Adama Seck bi neer caaman nee nag moo ko moom léegi tamuy yàlla te xaw mi ya'lamuun bi maa ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin ñun ñu fi desandi yàlla guddal suñu fan wéral suñu cër mais teg ñu ci siraatal mustaqima ni ngeen ko xamee seen émission bii di ndénkaane di ci ànd ak yéen altine ba alxamis ci kàttanu yàlla ak ñi nga xam ne ñooy équipe bi nga xam ne ñoom lañ ci tàmm àndal waa régie di leen nuyu di leen ziar caméraman yi Oustaz Makhtar teew na ñu ngi lay nuyu bu baax Sarr ñu ngi lay ziar bu baax a baax bàjjen Lise tamit tey moom vrai tur bi bàjjen moom macha allah tey moom vrai bàjjen sañse bi yanji na lool macha allah ñu ngi lay nuyu di la ziar caamaa ngi nii ci wet gi Faat Baba Thiam moom tam ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ziar di ko yéegal yéegu waayam kinne yi tamit teew na kinne moom xam ngeen du gan gàng la fi la bokk ci ñun macha allah ñuy am mbégte muy teew ndax moom xalaat yi macha allah xam-xam bi rafetlu nañ ko lool noonu la ko nit ñi tamit rafetloo ndax dañ la koy wax dañuy wax ne yéen kooku ngeen di invité macha allah dafa mun wax macha allah tabaarakallah kon yow tam ñi ngi am mbégte bokkaat ak yow sunu plateau ndénkaane Modou Mbacke mi ngi studio 2 moom itam di ñu xaar am na nag ay yóbbante yu bëri Modou Mbacke diisoo bi nee naa la ki sant si ma nga foofu bëggul ko tudd turam démb rek woon na ma ne ma Modou Mbacke man dama kaa sopp damay seetaan ay émission am ndaxte dafa ni muy waxee dafa pesé dafa dal émission ndénkaane tamit Oustaz Matar Louise Mère Thiama nee na mi ngi nuyu ñëpp ñun ñu ngi koy fay kon asalaamaaleykum Modou waaleykum salaam yaa Seyda mbaa jàmm nga fanaan jàmm rek sant bu baax sunu borom ziar nañ la de bu baax sax di la ziar delluwaat di yóbbante nuyoo maa ngi lay yóbbante ki sant si waaw loolu laay wax noonu sax kooku sant si waaw moom daal sa soppe la wax na ko waaw ak ñeneen ñi mel ni ñoom ci xëy na seen kàddu yegg seegu ci ñun waaye jàppal ni bari na moos noonu nga am ñooy jot ñuy wax ak yow ci liggéey bi ak ni ñu koy doxalee noonu lay amee mayit ñu may yóbbante ci yow dëgg la di rafetlu liggéey bi ma ni kon macha allah ñu gën a góorgóorlu ndax it boo nekkee ci liggéey ña koy bàyyi xel di ko rafetlu yaakaar naa sas la buñ la sas kon dellu ginnaaw waratuñu fi ñu toll nii li war mooy kon ñu gën a xuus gën a delloo góorgóorlu yaa kon ilal amama tabarakallah d'accord kon ñu xool tey yéenekaay yi ñu xool laas waaw yaa Seyda laas moom dafa xëyee ci Sénégal tolluwaay bim ni réew mi dafa am gan Recep Tayyip Erdogan njiitum réewum Turquie mi ngi ci Sénégal biig ba léegi war na fee def daanaka ñaar jàpp ñetti fan tukkim nemmeeku la def diggante ñaari réew yi donte nag coow topp na ko ndax lu soxal école Ijaabu Salim yi nga xam te ne bi moo ko tëjlu ci biir Sénégal ñooñu moom ñi ngi mer ba futtu waaye tamit secteur privé bu Sénégal bi ñoom it nañu luy ndey yi daanaka lu bari fi mu toll ni rawatina aéroport Galaye Diagne ba ca jas lu bari dañ koo jox waa Turquie ca moo ne ay doomi Sénégal ñi ngi fi lii moo tax moom de Recep Tayyip Erdogan mi ngi ci réew mi ñu koy teertu ak di ko tatagal waaye daal ñu bari ñu ngi ko mere lool ndax doxinu Sénégal jëm ci favoriser waa Turquie ci biir Sénégal yaa Seyda Dakar Times mi ngoog moom it ma nga ñëw ci napp gi naam xëy na xamuloo géej ci waaye ku bëggu jën nga xëy na moom ci boppam de yaa Seyda dafa xëyee géej gi la ci ne ci ab meññeef maanaam jën yeeg ñoom seen anam bi Sénégal di akam di aare géejam njow des noo xam ne la yéenekaay bi xamle muy daal fi ñu toll nii tembe bari na lool ay yàqu-yàqu yu am ay bateau yu mag jóge ca Europe ndax Sénégal moo signé ak Union européenne bateau yooyu nag ñu ngi tibblu sakkan ci ay ngoteke coof di yóbbu Sénégal dese yaabooy bi yëglekaay bi ni moo ne de ay loi mi ngi fi waaye ko respecté amul application lii moo tax sunu géej gi di rak ba ni dem sax di nappi ca Mauritanie waaye doomi Sénégal di ci ñaax seen bakkan saa su ne yaa Seyda doy na waar Dakar Info lan la ñuy informé tey. moom it direct info waaw direct info yaa Seyda moom it dafa xëy ci xeexu politique yëgle kaay bi nee na dafa mel ni géej gi mi ngi jax-jaxi ca Thiès benn dëkk ñaari gaar diggante Idi ak Siré Dia mënta ñàkk a tàng
Macky Sall bëgg faa am ndam tax na ngemb na ay gàngooram ca gox ba Idi it moom it ma nga fa di fëgg dënam ak samp dënam yëgle kaay bi si rajamin dénk poste bu Sénégal de ma ngay fexee bëgg a waabale Thiès ak ay militant ma ngay def kem kàttan ngir daal di leen rof ay koppar en tant que DG poste ak di takkal ay ndomba tànk ak di jël ay ndaw ca gox bam lii lam ca jublu mooy fexe sempe Idi ma waaf ca Thiès ni ab kilifa gu mag daanaka élection yu fa mën di am Idi day jël xaw gàddu ga lii moo tax ñu jàpp ni kon xëy na faaw si rajaak ñamu àndal def kem kàttan ba mën a fexe président Sall am ndam nu mu gën a gaawee élection présidentielle 2019 yaa Seyda. Le quotidien. moom it dafa xëyee coow ministre bi ñu dénk kaaraange bi réew mi Aly Ngouille Ndiaye la mu wax ñu bari jàpp ne xëy na dafa barastiku detteelu ndax wax ji ëpp na ku ñëpp yaakaar ni dangaa wata de njaaxaanaay jox ñëpp seen i këyit ngay wax naan danaa fexe ba Macky Sall ak ñi bëgg a woteel Macky Sall bindu de seen carte d'identité lii daal tax na ba fi ñu toll ni tembe yéene kaay bi ñëw ci xóotal gu wàll gu ni mel ñu ngay jàngat ak faram-fàcce ni waaw moo ne lii muy wax de daanaka même bu ko waxut tamit dëgg la ndax moom militant wu APR la kon bu fekkente ni tey dafa nekk ministre intérieur tamit opposition bi gis nañu ni lii moo tax ñuy bañ ko fal maanaam ko far bëgg a arbitre élection yi mënta nekk ndax faaw nga def kem kattan ba sa mbër jël xaw gàddu gi ca loolu xel mënu koo nangu dafa na sa xal suñ démocratie ci biir Sénégal. L'enquête lu muy wër. enquête moom dafa enquête tey ci diggante Abdoulaye Wade Idrissa Seck ak Macky Sall yooyu kaay bi nee na waa lan moo xew ba ñett ñi duñ laale Idi ak Macky ñoo bokkoon na ci suuf Abdoulaye Wade waaye léegi daal dàggasante xiiroog ngaayoo mel ni xaj ak mu seen diggante yëgle kaay moo ne Wade sax de moo war a arbitrer boobu lépp combat waaye dafa mel ni Wade it moom itam noonoo dugal na ko ci digganteem ak Idi ak Macky Sall ndax la xewoon 2007 digganteem ak Idi ak li xew ci 2008 digganteem ak Macky Sall yëgle kaay bi di ko topp di ko faram-fàcce benn par benn yëgle kaay bi dafa mel nag bu ñu xoolee daal ñett ñi moom ay noon dëgg lañu fi ñu toll ni donte ñoo bokkoon ci lu bari Wade def lu bari ci ñoom waaye tey jamono soppeeku na ba ñu nekk ay noon lii la yéen kaay bi xëy di enquête yaa Seyda. doy na waar Les Échos lan la ñuy. waaw Les Échos de moom fa mu xëy def écho. mooy ba tey ci kàddu Aly Ngouille Ndiaye la ma wax Pape Diop moom ak Idi. ñoom ñëpp daal nañu kii moom jot na sëkk Macky tekki ndomb ak tànkam bu fekkente ni Macky Sall njiitum réew mi la mu waxoon ni rupture bonne gouvernance waaye itam doxal dëgg moo ko tax a jóg ndax kii ci boppam li ma wax daal mel na ni kon dëgg taxu koo jóg ndax dafa nar a parparloom te lii moo tax ñu bëgg ñu teg keneen koo xamante ni bi amul genn parparloo ci ministère bu intérieur ndax nag yéene kaay bi nee na neexul ba neexul waaye Aly Ngouille Ndiaye li mu wax dafa daanu dëgg ba ni ngalañ ca mbooy ga yaa Seyda. Libération lan lay libéré tey. waaw xam naa mbind mi taxu koo leer foofu yaa Seyda Libération day ma nga ca Assane Diouf mënul dott ca Rëbës dañ ko faa kuliyee boobaak léegi mi ngi nii yëglekaay bi nee na daal lu xew Assane Diouf doon na laaj ci liberté provisoire waaye attekaay ba daa ko gàntal wàlla gu ni mel moom mi daan tifaar ay saaga nit ñi ca Facebook bi nekkoon États-Unis ñi koy yollu ngar di koy yollu ngar ba mu ñëw Sénégal ba ko muy doxal ban far ko nguufaan fi mu toll ni mi ngi wër fu mu génne kaso waaye ba léegi loolu moo ko të yaa Seyda. ñu dem ci Zoom info. waaw Zoom. waaw yaa Seyda Zoom info day moom it ma nga ca li nga xam rek mooy kaaraange ci kaw tali bi accident yi faat bakkan yi sakkan na lool yaa Seyda daanaka at mu ne ñetti at yi ñu génn lu ëpp juróom benn téeméer bakkan dana wadd 600 personnes yoo xam daal ñàkk seen bakkan ci kaw tali bi tax na président Sall jóg na taxaw bëgg na indiwaat tolérance zéro nga fi waxoon ay jamonoom mooy rëq ndigul sofaar si maanaam sofaar si nga xam daal doon ay chauffeur waaye ay chauffeur lañu daw rajax yi mbëkk nit ñee nga far seen i bakkan yëgle kaay bi ni président Sall caaxaanatu dut ñu may kenn ci lenn oto yu màggat yeeg yu bon yeeg permis yu baaxul yeeg ñàkk jox gëdd ko de la route yépp lañ bëgg a sempi ci biir Sénégal yaa Seyda. L'observateur lu muy observé tey. L'observateur yaa Seyda la mu observé mooy lu jëm ci xale yi nga xamante ni bii ñi ngi jëfandikoo drogue di pikir seen bopp ak wan ay xoox yëgle kaay bi ci la xëy def enquête bu xóot. am na comme gis muy daal ki nga xam moo di Dieynaba Anne 25 ans la am élève la nee na moom daal ngir mu am jàmm ci jàngoro bi nga xam mooy drépanocytose bi ko jàpp faaw dana ping boppam drogue bu fort ngir am jàmm Ousmane Dembélé moom 55 ans la am nee na depuis 1999 la ñam héroïne mëntu koo bàyyi mi ngi dund lu métti ci bakkanam waaye ki nga xam moo di Kiné Gueye moom it am daanaka 30 ans
moom it de gànc la day jaay boppam nee na daal ba mu duggee ci gànc gi ak léegi la jàmbalee jëfandikoo drogue googule ba tax mi ngi dund ay benke ña ngi koy tar yëglekaay bi li la xëy te yaa Seydaam ci ñu ñuy wooy ay toxicomane. doy na waar de Vox Pop dafa xëy ca sa mbir muy daara yeeg xale yi ak ñoom oustaz Sarr yëglekaay bi nee na moo ne day nguur gi dafa waxoon fii ni daa bëgg a seppi xale yi ci mbedd mi yóbbu leen ci kër yi yëglekaay bi ni bu ñu xoolee ay daara yu ñu xam ci biir Ndakaaru junni ak juróom-benni daara 1006 daara mi ngi fim ci Ndakaaru kottum ci biir 1006 daara yooyu la am na fa 30 160 taalibe fanweeri junni ak téeméer ak juróom-benn fukki taalibe yoo xam ñi ngi ci mbedd mi yëglekaay bi ni moo ne de ba nguur gi jógee ak coom lu bari lépp lañ for delloo lañ ci kër yi mooy 1456 kese lañ ca delloo waaye itam nguur gi ne woon na am na projet 14 milliards francs CFA ba mu ko waxee léegi daanaka ñaari at yi mat na waaye ci 15 milliards yooyu mbaa 14 milliards yi la génnagul mooy 141 millions francs CFA yëglekaay bi ni waaw 14 milliards ak 141 millions francs CFA lii naka la projet di mën a mucc ayib ba ay xale ñu mën a génn ci mbedd mi gars yi wootee wooyu daara duñ ay daara ñoom leen a tas fexe ba xale dellu seen i bokk yëglekaay bi lii nag dafa mel ni fa la mbir mi amee problème nguur gi la muy wax ak la muy def boo ko xoolee dafay am wuute lool yaa Seyda. doy na waar loolu moom man duma sax commentaire ndax olof nee na ko am kudd doo lakk te kudd gaa ngi nii toog sama wet macha allah muy Oustaz Sarr waaw Oustaz Matar Sarr de moom du bàyyi dara muy sedd noonu waaw man nag ni muy doxale bëgg naa ko xam nga réew boo ci nekkee da ngay jël sa responsabilité dëgg la lépp loo yaakaar ne am nga ca cër nan koy doxale du noona dellu wax dëgg la ndax boo noppee da ngay gën a nekk fautif ndax yaakaar naa ni mbir moom bu taxawee ci amoo ca menn pexem mënoo caa jëf ci doole ci alal waxal te comme que moom dafa am occasion am kaddu di toog ci antenne ñu koy suivre na gën a bay waaram ci loolu yow it naka noonu macha allah ndax tamit ku ne réew mi da nga cee am wàll te nag lu ñëpp bokk moom na ku ne bay waaram rek te lu ne ku ne baax dëgg la te yonent bi sax daf ne asaakitu anil xaq seytaanun ahras nee na ki gis dëgg ba pare bañ ko wax seytaane bu lu la yal nañ ci yàlla mu cër kon wax nga lépp yaa Seyda tabaarakàlla ñu ngi lay jaajëfal Modou merci beaucoup ñu yendu jàmm waa kay ñu yendu jàmm jërëjëf merci Oustaz Matar yéen kaay yaa ngi nii dañoo ko déggandoo coow li bari na Sénégal daal moom xaw na yéeme xam naa daara yi moom di nga ci wax ndax ñañu daara li ñuy wax ñoom yëg nañ ci seen bopp gis nañ ko coow li rek moo fi nekk Sénégal des fois day mel ni day du tëddee njaaxaanaay ku mu am ndey ku mu amul ndey lay nekk bu ñu soxlaa dellu ci daara yi bu ñu faatoo waa daara jiite leen bu ñu amee ay bébé waa daara tudd leen lu ñu soxla sax même lii ñuy wëri nii dañuy dem ci ñoom tàllal leen loxo mais defe naa bu séddale jotee day mel ni dañ leen di fàtte bu coow jotee ñu lu ne ñu xëpp leen ko doy na waar kon mi ngi noonu di wax asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu di ziyaara mbokk yi seetaan yëpp ñi ci biir réew mi ñi ci bitim réew di ziyaara mënuñ ne gan la ci kër gi la bokk du gan kay soxna Kiné di ko wàccee waayam waa jàpp naa ci rek l'observateur li mu bind ak Vox Pop Vox laata muy ñëw maa ngi koy wax Lewis naan ko maa ngi xaar Vox waaw Vox Pop boobu liiraguñ ko xam naa sax am na lu ci Mamadou desal dinañ ci dikk waaye li mu wax ci wàllu dorog bi enquête yu mel noonu am na solo ñu koy génnee waaye ñu ciy boole tamit di dénoncer waale ak di wane danger bi ci nekk rôle journal nekku rek informé waaye war na ci boole di éduquer maanaam lii mi ngi fi lor na diw léegi demal nga jëli nag ñi nga xam ne après ñoo xam loraange yi li muy wàññi ñoom it nga boole ko ci te yaakaar naa ñàkkul def nañ ko ci journal bi waaye li ci am solo rek mooy ñu xam ne mi ngi bari tey ndaw ñi boo demee ci boîte de nuit yi pour ñu mën a am yenn fit yi pour fës pour def lenn li ñu ngi jëfandikoo dorog bi boo demee ci tefes yi ci kabaano yi ñu ngi jëfandikoo dorog bi ba ci mbedd yi ba ci koñ yi guddi ñu ngi jëfandikoo dorog bi te nag mbir la moo xam ne lor sa bopp la nit ki buy jëfandikoo war na jëfandikoo loo xam ne lu koy jural njëriñ la ci boppam nga ne dama xiif jëfandikoo loo xam ne da nga koy jëfandikoo pour regg
nga ne damaa mar jëfandikoo loo xam ne da nga koy jëfandikoo pour mandi. waaye loo xam ne da nga naan damay may benn force léegi mais lu mu la may 1 dana la ko xañ 100. te mooy dama am feebar boo xam ne su ma ko jëfandikoo dana sedd waaye la muy yàq benn la lay jox après laaj téeméer moom après ci sa wér-gi-yaram kon nekk na loo xam ne lu ñu war a moytu la ci société bi. Vox Populi jàngat bi mu def ci daara yi li ci mata bàyyi xel mooy li mu wax ni 14 milliards lañ annoncé woon du dañ ko annoncé maanaam banque islamique. moo débloqué woon 14 milliards jamonoy président Ablaye Wade pour financer daara yi mu jël lenn la def ko ci plan tàkkal maanaam tooñ gi ñuy tooñ daara fi muy déparé. mu jël lenn la def ci plan tàkkal waaw luñ jox daara lu ci plan tàkkal ut si. jaaxal na ma gisoon ni ma lay xoolaate nii. waaw 14 milliards yi ñuy wax nguur gi du moo ko génnee. mais banque islamique moo financé woon projet modernisation daara. pour ñu tabax ay daara. mu jël lenn la ne gannaaw dafa jàmp te xaalis bi ñëw na léegi nañ ko def ci plan tàkkal nguur gi bi mu ñëwee ne dana ko delloo léegi imaginel 14 milliards yu ñu jox daara buñ dégloo journal bi 100 et quelque la wax. millions ci 14 milliards yi lañ defagum. doy na waar. léegi ñu continuer naan dañoo war a jëlee xale yi ci mbedd mi dañoo war a bàyyi yalwaan. ana seen xaalis kiñ jox sa ravitaillement li nga war a dundee. pour nga toog bañ a yalwaani am ku ko lekk mais doo yalwaani. ok problème bi foofu la nekk ci jàngatu journal bi dem na ba wax ne yalwaan bi dana jural sëriñu daara yi 5 milliards ci at mu nekk. 5 milliards. tey laa ko dégg ci suba. kon man après sama élèves yi ma leen di kii ñu yalwaan. léegi bi ma ñëwee loolu laa lay bëgg wax ne la Zeynab ñun tey ñoo tëj suñu internat yi. waaw te xale yi dem yalwaani. waaw 5 milliards du caaxaan. du caaxaan ak fan la jëlee information yooyu. 5 milliards mel ni. nee na 5 milliards la yalwaan gi di jural sëriñu daara yi. lu ko ci wóor fu mu jëlee information yi ban jàngat ña def gëstu boobu noonu li kuy am 5 milliards wax dëgg fa yàlla kay say taalibe léegi tey ñu war a mën a bàyyi yelwaan nga tabaxi étage nga tabax ay université sax nag man de loolu mooy sama rêve bi gën a rëy tabax nga ndam université waaw li lay wan ne loolu amul boo demee ñooñu ñuy wax boo demee ba léegi fa ñu dëkk ca seen néeg yu yamma mbaaye fa la ñu dëkk ba tey waaw waaye léegi yooyu ay mbir la yu ñuy joxe yoo xam ne ñi nekk ci daara di ko dégg te xam li am dëgg-dëgg dañuy xam ne ay tooñ la ndax mënuñoo am injustice boo xam ne réparé wuñu ko ba noppi ëlbatiku naan dañoo war a def lii ak dañoo war a def la balaa ngaa wax nit ki bàyyi lii dag naan ko jàppal ci lii 60 daara lañ annoncé ci 14 milliards yi ne danañ ko def ci Sénégal gépp te Dakar rek la ñu wax 1000 et quelques daara mi ngi fi Touba 1500 et quelques daara ma nga fa waaye imaginez 2000 et quelques daara Dakar ak Touba léegi ñu ne 60 daara lañ mën a tabaxagum 60 ci 2000 ci Dakar rek laa wax waxuma Thiès waxuma Fatick waxuma Mbour waxuma Kaolack léegi boo amagul lu mat kon bul tereegum da ngay tabax ba ne kat mi ngi nii ñii a ngi nii ñi ngi jàng xale yaa ngi nii condition yu baax su ko defee da nga ne léegi xool leen ci ñi te bàyyi yelwaan waaye fekk amaguñ école 1 la école 1 école 1 ni nga ko amee fekk amaguñ daara 1 ak 2 ak 3 wax dëgg fa yàlla xale yi dañuy gàddoogum seen pot du am pexe mais ñàkk pexe la waxuma ki nga xam ne nag jàngiwul man bu may wax tout le temps yelwaan xam naa yelwaan gi may wax mooy yelwaan heure jàngi heure boobu laay wax waxuma buujumaan yi yelwaan ci bedd mi kon Vox Pop loolu la ñuy commentaire ci article am d'accord merci Oustaz Makhtar Badiane Louise soxna Zeynab journaux yi ñooy toñ Oustaz Makhtar parce que bu ñu waxee daaru yi rek day aalu dëgg la de donc man si revue de presse benn affaire rek moom si frappé mooy affaire drogue bi ñu ci wax. drogue bi xam nga xeex drogue moom xeex loo xam ne. koy utiliser da koy nëbb. du nekk xeex. parce que loo gis ngay xeex. donc xeex boo xam ne buy dugg ci dëkk bi day dugg illicitement ñu koy utiliser dañuy làkkatu di ko def. ñi ciy loru tamit balaa ñuy xam ne ñu ko doon utiliser sax faaw ñu loru ci ba dem hôpital wala ba am benn certaine dépendance bi. ñu doog xam ne ñu ngi ciy loru donc loolu lu xeex ko. du yomb mais je suppose que suñu gouvernants yi suñu dirigeants yi ñu ngi ciy def ay jéego yu rëy parce que Sénégal je pense pas que mos nañ toog 6 mois boo xam ne gisuñu leen ñu incinérer ay drogue ay type de drogue yu mu mënta nekk donc ça veut dire que te chaque jour nga dégg boole nañ nii jàpp nañ benn conteneur nii jàpp nañ benn camion fii dañuy dem ba si employé ay méthodes yoo xam ne man bu ma si mujj seetaan drone moo filmé camion bu doon dugg ak ay tonnes yamba. Donc pour dire que ñu ngi ciy def liggéey bu am solo mais loo xam ne ki koy def
day nëbbatu ki koy dugal day nëbbatu ki koy jënd tamit day nëbbatu day la ko ñoom dañuy waa nañ xam ne loo xam ne yow lay lor yow yaa ci mën a sàmm sa bopp dëgg la loolu day dëgg la Louise jaama naam yaa ngi ci jàmm maa ngi sant yàlla bu baax bismillah maa ngi lay nuyu di la ziar ki nag sa mata dama ne ñoom balaa ñuy waxu daara ñii sàcc xale di leen rey nañu wax loolu ba pare te bàyyi taalibe yi bis mu ne ñu ngi jël doomu jaam di leen rey di leen yóbbu loolu boo war a nekk seen peu te ñu bàyyi daara du fi jóg xale yi dañuy yalwaan tey dañuy yalwaan suba dañuy yalwaan gannaaw suba ñoom mënuñu ci dara ko ci seet sa papa wala sa nijaay wala sa maam jaar na ci daara nañu bàyyi daara yi de passage may nuyu Mansour Diop li mu wax tey maa ngi ko doon woo daara du fi jóg fi lañ ko fekk fi lañ koy bàyyi nañ leen bàyyi suñu amul lu ñu leen jox nañ leen bàyyi ñu yalwaan dañu ut sécurité xale yi ñuy yóbbu di leen rendi ak di leen viol du dëkk fenn nañ wax loolu te bàyyi sëriñu daara yi ak taalibe yi suñu leen amul fu ñu leen dugg nañ leen bàyyi ku am loo leen sarax sarax leen ku am loo leen sarax nga bàyyi leen wasalaam waaw pare nga suñu waa kër ñun ñuy ay nitu daara dëgg la Thiama merci Kiné ñu ngi lay dalal soxna Zeynab maa ngi lay nuyu di nuyu Oustaz Mata Louise mère Thiama mère Thiama tey moom dama ko ñaan temps parole bi da nga ko ñaan waaw pour loolu waaw après naa la wax lu sama ñaan la ko dama koy jaay waaw jeex na juróom ngeen waaw léegi en fait revue de presse bi ñaar laa ci moomu ci gën a tenir à cœur bu njëkk bi mooy Saint-Louis waaw nappkat yi Guet Ndar seetaan naa reportage Modou Mbacké Niang waaw loolu dafa tax Sénégalais yu bëri xam lan la waa Guet Ndar di vivre man wax dëgg yàlla li ma ci rëccoon dafa bëri lool li koy firnde mooy dama ko seetaan benn jour le soir mu ñëwaat 13h ma seetaanaat ko donc bëgguma woon dara rëcc ma ci léegi li ma ci gën a jaaxal mooy brèche bi mooy mbër c'est-à-dire que dafa amoon problème ci ñoom dañu créé benn embouchure naturelle donc dafa amoon problème boo xam ne ndoxu géej gi da doon dem ci fleuve bi wala vice versa léegi nag ñu def benn brèche boo xam ne 4 mètres la defoon pour ndox bi déversé wu mais léegi ëpp na 2 kilomètres donc li fay dee ci nit kenn xamul lu mu day donc loolu man mënuma comprendre état sénégalais ñoom ñoo créé brèche boobu nag état continuité la bu ñu mënee Ablaye Wade bu ñu mënee Abdou Diouf bu ñu mënee keneen tant que doomu sénégalais mi ngi nekk en danger dañ ko war a réparer donc ñoom ñemewuñu dem ci biir géej gi lu dul le matin très tôt bu leere nañ wala balaa muy lëndëm te nit ku nekk xam na ne pêcheur booy dem heure bu la lëndëm di fekk ci yoon bi wala yooyu munoo xam ban heure ngay dem ak ban heure ngay taxaw donc de 4 mètres dépassé na 2 kilomètres dañ fay dee comme pas permis loolu mooy première chose deuxième chose mooy ñoom pêcheurs yi ñoom amuñu complexe frigorifique man mënuma comprendre dëkk boo xamante ne Saint-Louis li fa nekk ci ndox amul complexe frigorifique amoon na boo xam ne nee nañ amoon na 2006 ba 2010 mais malheureusement dafa périmé xam nga yooyu dafa am date de péremption donc dafa périmé donc ñoom dañuy napp ba sonn après dañ koy obligé sànni jigéen ñi bu ñu transformé dañ koy sànni te loolu ñu mu xaj ci ñoom te amuñu njëgu lu ñu lekk dañoo bëri donc napp bi buñ ci taxawee ak élevage rek Sénégal buñ nee émergence mënul romb foofu mais mënoo bàyyi dëkk bi nga xam ne moo gën a ëpp jën te sénégalais li muy lekk yëpp jën a ci ëpp ngay jël dëkk boobu amul complexe frigorifique dañuy dem sànni jën yi man bu ma demee côté Mauritanie bi gis naa jën yi nu ñu koy sànnee mais complexe frigorifique yooyu buñ ko amoon jën yooyu sénégalais yi dootuñu sonnee nii pour jën cher ba mu ëpp alors deuxième chose man kilifa yi ci dëkk bi yëpp laay alerté te ñoom defe naa sax xam nañ ko man li ma xam ci campagne électorale 21 jours avant la su ma juumal 21 jours avant mais j'ai l'impression que Sénégal depuis commencé nañ ko 2012 déedéet depuis 2012 day am temps dellu siwaat ama temps dellu siwaat waa léegi ñi war a wax ci dëkk bi te am xel te Sénégal man góobu ma ne ëpp na dëkk bu ko nit ñi ëppee xel comme sénégalais mais lu tax ñuy bàyyi ñun politiciens yi mais politique tontine la tontine natt la ñun dañoo natt dénk ko benn nit ëppalewuñu ci dara dañ ko ne dogalal nga woowal ñu gën a xarañ ci àddina ñu gën a xarañ ci Sénégal ñu jàppale la nga liggéey donc président amul lenn lu mu ëppalee kenn maa nag yow ak keneen ak yëpp dañ ko dénk tontine bi
waaw léegi nag mënuñu laa dénk tontine yow nga war a liggéey man mën naa comprendre opposition di campagne di déggu ci àll bi di campagne parce que ñoom ñun joxuñu leen suñu xaalis dénkuñu leen tontine bi mais ki nga dénk tontine bi moom na liggéey ba 21 jours jot ñun ci loolu lañ koy jugé mais duñ ko jugé ci wax ji rafetul da ngay am gàcce. Thiam loo baal ma ki ne. man ko tontine doo am ku teggi. bii nag kenn du teggi. ak kay hôpital day teggi. pali day teggi. aéroport day teggi oto yëpp dafay teggi. léppay teggi. donc tontine boobu bu ñu ko dénk. yàlla daf la may lu mu may lu bëri teggeegul. kan teggeegul. ndénkaane privé la léegi. ah da nga tontine nga wax de ñun ñëpp a ngi natt de. ñëppay cotisé de. sama juróom nga fa déglu dañuy teggi. waaw dañuy teggi fukk nga fa. fukki Seyda nga fa. waaw fukki Matar Sarr nga fa fukki Mansour nga fa. fukki sunu yëpp nga fa. loolu mooy li ñu war a jox presse bi. kon dañuy war déedéet da ngay tontine rek moo tax mala dañuy war a teggi. wax nga dëgg comme dañuy cotisé yëpp. ñëpp a war dañuy teggi rek comme teg waxuma sax li nga waxuma ko de yaa ngi tontine. wax nga dëgg dañuy teggi. d'accord naa sa tour ñëw nga teggi. d'accord naa waaw aide à la presse ñëpp ci war a. bu lay waxuma loolu de. waaw baax na. waaye léegi daal nañu xam ne tontine bi buñ ko dajalee dénk ko kenn kooku na jàpp ne ñun dañ ko war a naw wax dëgg yàlla dañ ko war a naw moom na def li tax ñu dénk ko tontine bi bu ñu yeggee campagne électorale nag ku nekk na wane sa bopp nit ñi xam ku nekk dem ci géew bi waaw xam nga opposition buy dugg ci àll bi moyen lay demee mais est-ce que xam nga lan mooy déplacement président de la République ñaata xaalis lay coûter ni ça coûte trop cher donc moom na yónni ay ministre na yónni ay délégué na yónni ay député am na yoo xam ne mën na ñàkk parce que xaalis bi nit ñi dañ ko soxla ci hôpitaux yi dañoo war a teggi ñëpp war a teggi. d'accord merci Kiné. président nee na buy dem xaalis bu cher lay jóge. nee na. président buy génn. waaw dafay cher mu ne. waaw sunu xaalisam ci de. waaw doy na waar dem ñi ngi jaajëfal Modou Mbacke beneen yoon jaajëfal leen tam ci xalaat yi rafet na macha allah léegi dañuy xool suñu premier élément ci wàllu menuisier Adjara moo ñu defar reportage bi ñu xool ko te ñëw léegi incha allah. Abdoulaye Cissé ñu fekk ko ci atelier wam muy defar meuble bu bees bant bi nga xam ne moom lay jëfandikoo mu koy jëlee fii ba Gabon menuiserie nag doon lu muy suturloo moom Abdoulaye di def liggéey bi ni mu waree. débutation nag am na ñu bëri ñoo xam ne mënuñu ko dañuy ñëw leen boobu mu def mais ñun dañu jàngal débuté tey soo xoolee armoire da ngay débuté say porte débuté say sasi débuté say côté defar say séparation su ko defee nag loolu yëpp soo ko débuté après da ngay passé soo passé da ngay ñëw sur la table di sàmbale. design meuble yi nag di wute rek ci modèle bi nga xam ne moom la ñuy defar mbir mi sax di dépendre ci créativité menuisier yi. affaire yi par modèle la am na modèle yoo xam ne sax amul dessin am na modèle yoo xam ne dafa am dessin soo xoolal lal bi ni mu mel lal bi soo xoolee design bi mooy il faut ñu dessin ko dañ koy sculpté soo ko sculpté wul du mën a génn. parce que am ñoo xam ne maa ngi liggéeyal ay 100 la mais fekk si li may liggéeyal ëpp na ay 100 ba coûté mais xam nga su ma joxee damay def créé xam nga dóor mu rafet ñoo ànd ñoom ñu tànn modèle danaa ma defal bu rafet rek. professionnel yi lée di bëral seen kàddu ni ñu ngi def lu mucc ayib ci noonu nag ñu ngi ñaawlu ñàkk jox gëdd jóge ci sénégalais yi ndax kat li nga xam ne moo di importé bi moom la ñuy gën a bëgg. rafet na trop mais amul mucc parce que am ñoo xam sama gars yi maa leen liggéeyal ñoo xam ne parce que ñoom ay commerçant la dara lañ nekk des fois maa leen liggéeyal loo xam ne xam nga métti na trop parce que ñoom seen kër yi am na yoo xam ne dañ ko defoon ay buntu ay porte mais yëpp ñu ngi commencé parce que bant naaj su ko jàppee day néew ay carton rek la. Samboural ko si nit ñi suñ ko gisee duñ ko ñemee li tax duñ ko ñemee mooy dañuy yaakaar ni importé la te ñun lu ñuy liggéey moo tax importé. mbir moomee nag teewul ñu ngi sant yàlla bu baax ndax kat commande fu ne la leen di jóge. léegi mu abul 100 francs benn nit ku mel ni grand bi ñëw ne Samboural ko si laa bëgg wala chantier laa yor bëgg ay porte affaire yi
ñu waxtaan ba boo nga jox ma benn 3000 wala nga jox ma 800000. soxla baax moom man maa ngi si fàttali soxla parce que maa ngi liggéey loo xam ne si maa parle su ma amee naa am loo xam ne naa si jël sama yoon naa dimbali ak ñeneen ñoo xam ñeneen. poussière bant bi nag sonal leen lool waaye ñun li leen soxal rek mooy seen client yi mën a kontaan. soo ko liggéey xam nga des fois soo demee kër gi da ngay sëqal ba sonn des fois da ngay sëqal ba ne soxla si sax daal la lande yow lan la da ngaa tëj affaire fekk sax xam nga bant yi moom peut-être parce que ay risque la. ay max yi ñuy sol dañ koy am mais des fois am pression yoo xam ne dootoo tal sax max yi automatiquement yow da nga siy nekk da ngay dóor rek ngay gis. ndaw ñi bëgg a def biir li métier ñu leen di ñaax rek ñu toog jàng métier bi ba mu baax ndax ñu mën a def liggéey bi mu jaar yoon. affaire yi soo jàng doo ko mën da nga koy jàng soo ko jàngee nag ba yàlla defal la xéwal tey soo amee liggéey bi da nga koy mën a appliquer. métier moom xam nga yàgg na yàggul waaw soo concentré loolu xam li nga fi indi li nga pare dem ubbi sa atelier. ay bâton ay lal ay buntu ak sax ay table menuisier yi ñu ngi koy defar benn bu nekk ni mu waree ànd ak qualité seen xarañteef nag teewul métier bi dox ni mu waree ndax kat importé bi nga xam ne ñu ngi koy dugal ci dëkk bi loolee sax tax ñuy woo kilifa yi ngir rek ñu gën a mën a ñoñal seen métier bi li ñi ngi jaajëfal Hajara suñu maam Hajara waaw suñu maam Hajara lañ ko tuddee olof ñooy yàq di wax Ajara mais Hajara mooy yaay Ismaïl mi nga xam ne bokk na ci cause yi tax ñi dem di aji Makkatal Mukarrama ki nga xam ni mook papaam ñoo def fondement kii bi ñoo eggale Kaaba gi malaaka yi ñoo ko fondement mais suñu maam Ismaïl ak Ibrahim papaam ñoom ñoo ko tabax kon Hajara ñu ngi lay jaajëfal ci élément bu am solo bi lii nag moom man mun naa cee wax ci affaire menuisier yi ak affaire importé yi xam nga tax ma mun ci wax Oustaz Matar dama ko mës a am dara baaxu ci importé yi ngeen baal ma ñiy seetaan bu ci ndox tuuroo nga yàq ko armoire bi buntu yooyu njëkk a tegee ko teg fële boo tegee kaas ci bopp lal bi noonu ronron ndox bi noonu la fay defee ronron day mel ni lu funki comme kuy saaf beñe li ci biir moo baaxul nañ leen di consommer li ñu moom mooy sunu bant yi macha allah sunu menuisier yi xale yi jàng nañ seen liggéey xam nañ ko xarañ nañ ci nañ leen di jox mais des fois da ngay bëgg jéggaani olof nee na kuy wàllu yaani sa dëkk moo tëggul xale yu góor yi mën nañ liggéey menuisier yi dañ mën liggéey macha allah il faut ñu jox leen seen gëdd seen i taabal dina dëgër seen i lal dina baax leen gis lal boo xam ne maam ba sët tadu yàqu mais venant bi macha allah importé bi rafet na nag boo ko xoolee macha allah day taaru lool mais amul mucc nit nag fi ngay dugal sa xaalis bokk na ci économie fi ngay dugal sa xaalis la nga koy def nga xam ko man koo saytu kenn du ñoom ci seen i bant il faut ñu appuyer leen jàppale leen ndax demoon na ba nga xam ne am nañ problème ñu ngi ko doon wax fu nekk suñu genre gi gis réerum venant rek nga daal di koy jënd te nekkul lu baax importé bi dëgërul loolu moom jeeg ji moom maa ngi leen di lancer appel rafet na nag ci manzar maanaam ci xool mais bu dee qualité amul kiiwul dëgërul moom Oustaz Matar waaw qualité de moo mat a tànn moo ëpp solo it xam naa li may dolli foofu rek mooy gannaaw li ñuy defar nangu nañ ne baax na nañ ci boole njub gi yaa wax dëgg nañ ci boole njub gi waaw dañoo lu Sénégalais yu bari jooy mooy suñ ouvrier yi dañ lay laaj avance nga jox leen ko ñu naan la liggéey bi tàmbali nañ ko dolli ma ngay dolli ba la nga leen yoraloon jeex ba noppi ñu lay dawloo waaw tey boo demee ci kaso yi menuisier yu baree nga fa ndeysaan ay waay te li leen fa yóbbee mooy lekk xaalisu nit dëgg la te doo ko jox la nga ko war a defar dëgg la defar na kenn dàqu leen ko kenn dàqu leen lal waaw armuwaal buntu yi te balaa nga ko doon xam rek seen concours yooyu ñuy def sénégalais yi dem yóbbu seen lal yuñ defar buñ demee ñooy jël nab la ci liggéey bu set ak liggéey bu rafet amal chantier ba sant leen ay buntu yu baax yu baax la ñuy defar muy menuisier dénk yi ak métallique yi jàmbaar lañ dama ciy victime nag moo tax ma ne nañ jub waaw dama ciy victime xam nga ñun daara yi njor rek waaw dëgg la foo toll da ngay soxlaay lal ak yooyu noonu waaw dëgg la da nga yëkkati sa xaalis jox nit ba noppi mu ne tër wala mu lay daw looy weer waaw loolu am na kon njub gi moo manqué nañ xam ne métier mu noobul la dañuy wax ne buñ koy delloo ci jamono ca yenent ya la dooree yenent yàlla nuux alayhi salaam yàlla daf ko defarloo woon gaal alayhi salaatu wasalaam
ñu ne métier bi ayunina wa waxina ñu ne métier kon mën nañ ko delloo ci métier menuisier bi tey ndax dénk la jël lu mat at wala at yu limu di defar gaal gi ay nit ñi buñ ay xeetam buñ ko rombee di reetaan naan kii de dafa am lu manqué ci bopp bi mu naan leen tey de man ngeen di ree waaye ëllëg yéen laay ree bi gaal ga yeggee moog ña ko gëm a ca dugg mucc ña ko gëmuloon raw xalku kon métier mu noble la li ñuy defar rafet na am na qualité mën naa yàgg comme ni nga ko waxee waaye boo gisee léeg-léeg nit ñi di taamu yay jógee bitim réew mooy da ngay jënd ñu indil la doo xuloog menuisier porte plainte du la ci fekk doo bàggante ba sonn tey dañuy lekk sa xaalis ba noppi nga leen di woo doo leen jot nga dem atelier ba ñu gis la ngay gaare sa oto ñu daw làqatu wax seen apparenté ba ne ko nekkuma fi yu mel noonu la ñuy dawandiko li ngay def bu baaxee boo sellalee rek yàlla may la ci sutura day am barke sax dëgg la Badiane Louise waaw soxna Zeynab wax nga dëgg ni importé yi dëgërul trop la preuve ñiy tuxu yu bëri ñoom bu ñu tuxuwee benn yoon ñaari yoon rek la ñu yor yàqu même bu fekkee ne yàgguñu ko jënd donc am na yu dëgër mais Sénégal dafa bëggul yomb donc yu njëg yi yomb yi du dëgër. mais est-ce que yomb na. xam nga des fois tamit 1 million lay jëm moom birig jëm kaw jëm. ki lay jar tamit qualité prix bi rapport qualité prix bi il faut ñu koy seet. parce que man damay gis am na ay genre armoire xale par exemple yu Sénégalais yi prise de temps yi mooy yu jaay ay si chinois yi affaire la du si chinois yi sax marocains yi nekk ci leen ñoo koy jaay. dafa yomb trop bu ñu ne armoire 3 battants 70 000 80 000. c'est pas possible. bois dafa cher. mais yooyu du bois en général kopp la. kopp ci biir am na ñuy travailler kopp bi ba mu nekk lu rafet. nekk armoire mais du am mucc du yàgg. Oustaz Matar li muy wax ne menuisier Sénégal yi mën nañ liggéey je suis d'accord. mais man pour man fitness dafa des. dañoo dese. non am na ñu mën. finesse dafa des finesse. dafa des justesse quoi dafa am na c'est pas raffiné. pourtant am nañu ay trop fii chaque jour ñu gis ko mais ñu ci ëpp comme tubaab bi lu mu lay liggéeyee benn affaire mu net macha allah doo ci gis dara loo jaaxal mais ñoom dañ la defar mu rafet. nii de l'extérieur ba di nga ci gis benn couac boo xam ne ñu ngi ciy jéem ut lu ñu ci économiser. lu Oustaz Makhtar di wax rek jub bi. parce que mën nga exposer benn affaire yow man menuisier jaay na ma benn affaire exposer benn affaire ma jënd. bi mu exposer daa jënd du boobu lañ ma livré. mooy ñàkk jub bi. voilà donc nit yi c'est pas que xeeb mooy tax ñu dem jënd leneen. mais ku ci ne dangay am loo ci jot a daj ba pare nga ne man de moom bàyyi naa ko dootuma ko defati. loolu du menuisier Sénégal du menuisier kese ouvrier. voilà ñoom des fois dañuy xaw a am jubadi daal. du ñëpp nag du ñëpp. donc loolu la donc nañ ciy def njub di defal nit yi lu baax. di defal nit yi lu rafet. parce que suñu bois bi moom surtout bois yu am Casamance damay fàtte tur bi. Djibouti. Fona Djibouti bi wala ven xaw ma je sais pas. mais am na si boo xam ne moom mën na def ay 40 ans 50 ans. day yàgg de voilà te loolu amul si meuble importé yi. waaw dafay yàgg Thiam. waaw li Louise wax li Oustaz Matar wax sax laay dëggal. waaye Louise nee na. da ngay dem jënd armoire foofu 75 indi ko sa kër mu rafet waaye su dajee ko menuisier bi ngay woo. doo menuisier mu si dara. non te mu si dara sax. non du amul daaj xanaa kol. xam nga dafa am ñoom ay mis. dafa am gan ji musa cuub la. man sama gër goro. chaque jour ñuy woo xale bu góor pour mu koy defar day indi bant du ko ci. doo ko koy mën a daajaa. man bëgguma importer. dëgërul même boo si tëdd yenn saa yi def man bëgguma importer. lalu Sénégal yi daal dara gënu ko. man sama yaay lalam bu mu amoon. bu mu waxee at bi mu ko am. bu mu ne woon si laa judd. man daf ma jaaxal. mi ngi noonu. baax na mais nag li Oustaz Matar wax rek. dafa muy kiic de. du kiic walaay du kiic. non kiic ça dépend rek ci walaay du kiic montage bi. non du kiic bois Sénégal moo gën. gis nga même duñ ko fekk xoolal même suñu bureau yi sax. dañuy jënd ay bois importé di ko indi ci bureau yi. mais ñu jënd fii Sénégalais mun nañ liggéey bu rafet. léegi dañu mun liggéey rafet nag boo xoolee fii exposition. liggéey macha allah rafet. de passage ma ci nuyu sama menuisier bi Mbaye Gueye. chambre à coucher baax lay defar. dóoru ma nag de. mais dafa dëgg te baax rek. wallaay Thiam. wallaay Thiam dóoroo kay Thiam. wallaay Thiam dóoru ma de. dóoroo. lii fii lañ ko defaree bii. waaw fii lañ ko defaree waaw. te bu doon importé la rës na bu yàgg. dëgg la ki ne.
waaw bois bi nag li ma ci bëgg wax xaw na bëri tuuti ndax li Louise doon wax ñun Sénégal dañu am chance buñ nee la bois ñu ne la bois bi gën ci àdduna bi Sénégal la muy bois teg mooy bi Louise doon wax léegi. buñ la nee gaz ñu ne la Sénégal gaz bi gën ci monde bi la nar a am parce que moo gën a oyof ci gaz yi. buñ la nee pétrole ñu ne la pétrole bi gën la nar a génnee parce que moo gën a oyof ci pétrole yi parce que pétrole niveau de raffinage yi ci la degré bi baaxaay bi nekk. parce que kérosène bi moo njëkk a génn vapeur bi après yeneen yi ñëw ba ñu toll ci diesel ak yeneen ak yeneen ak yeneen. donc boo waxee rek ñu ne la Sénégal mais nag ku bëgg a tabax réew bëgg maximum de personnes yi liggéey. Sénégal am na assez de bois boo xam ne soxlawul ñuy importer. bu ñu jëloon système boo xam ne dina permettre bois bi am Casamance yëpp ñu mun ko indi defar ay usines yoo xamante ne xale yi dañ leen di jàngal du ñuy travailler. ñuy raboter bant bi. buñ fa jógee naka lañ koy defaree. li ñuy woowee commande publique. amul bureau booy dugg fonctionnaire te amul table amul chaise. te yëpp importé la. léegi sax la ñu commencé. jox leen ay pourcentage ak yooyu. mais bu fekkoon ne lépp administration mais administration Sénégal suñu tontine la. boobu tam suñu tontine la. administration Sénégal. kuy suñu teggi tontine la. ñun ñëpp ñoo leen di fay. képp ku ñu ne la état bi lay liggéeyal sa tontine la suñu tontine la ñun ñoo leen di fay. donc gannaaw ñun ñoo leen di fay. nañu jël suñu doom yi. créer leen condition yoo xam ne bépp bois bu am ci Sénégal bi ñu defar table yi defar chaise yi. ñu yóbbu leen ko seen bureau yi loolu amul sax réfléchir pour man amul sax. mais da ngay gis benn ministre bu ñu nommé wala keneen secrétaire bi jël avion dem ba Chine changé. xala ko waaw. lu tax ñu xeeb suñu bopp. ñàkk nawloo bi pour lan la. donc nit. te Chine nga ngay dem fii la ñuy jëlee si suñ bant yi dem defaraat ko. waaw di la ko jaayaat lu seer. moom la ñuy jël parce que chinois yi problème mu Casamance yëpp boo gisee ku ñu la wax dañ naan société chinoise la. donc léegi ñoom dañuy jël xam nga lu ñuy def dañuy jëlee ñun suñu boîte teg fii yóbbu ko Chine. jaay yu baax yi chinois yi. waaw ak yeneen réew yi. voilà léegi nag ñun kopp bi. moom la ñuy defal ay système yónnee waat ñu ko. xam nga loolu tamit. mbalit bi la ñuy yónnee dëkk boo xam ne ñi am xel. Sénégal dëkku xel la. am na loo xam ne waruñu ko bàyyi muy dem. dana waar donc nañu yërëm suñu doom yi. parce que am na condition yoo xam ne bu ñu ko tegoon rek liggéey boobu ñuy wax 300000 500000 emplois loolu en 3 ans. mën na résorber wu mais nag il faut mettre les conditions. dëgg la dëgg la. kon élément baa ngi nii am na solo ñu bàyyi ci xel bu baax a baax di consommer li nga xam ne moom mooy local ndax dina tax suñu réew mën a am développement li arab di wax tanmiya président di ko woote di wax émergence. nañu njëkkee suñu réew di consommer li nga xam ne loolu la ñu moom. léegi nag dañuy dugg suñu tomb waxtaan bi nga xam ne yëkkati woon nañ ko altine di waxtaanee lu am solo li nga xam ne moom mooy àdduna. buñ ne civisme moom mooy doxalinu réew. maanaam nit bu dëkkee ci réew day xool réew ma la ñu tëral ci ay doxalin mu topp ko. mooy tax ñu mën a wax ni kii dafa yaru. mooy tax ñu wax ni kii am na discipline. mooy tax ñu wax ni kii mi ngi jëfandikoo xelam. lii Ousama Tall lii xam nga lan la lay fàttali lii lan la lay fàttali Kiné métier ma. école instruction civique lundi. lundi matin la lay fàttali. lii xam nga lii sax am na ñoo xam ne sax ba tey xamuñu ko. xam nga école bu njëkk ba tous les jours la woon. waaw tous les jours la woon. mais léegi par mercredi lañ koy def. lii mooy lan. drapeau bi la ñuy yéegal. bu ko defee kuy romb da nga war a taxaw. est-ce que du ma la dóor. waaw ne ko man daara laa def. nee nañ Macky Sall daf ko delloo si waat. pour école yi ñu bàyyi ci xel di ko def ñun moom. sunu sama daara xam nga mi ngi dend ak benn école. suba gi de bokk na ci lay wane sax 8h jot na da ngay jékki-jékki dégg PC tout Vokora waaw. yooyu waaw lii nag am na solo ci wane ko. xale yi xam ko mais bu ñu bàyyi liñ daan def bu njëkk ba. liñ daan def bu njëkk ba mooy maître bi dañ koy préparé. bu ñëwee dugg ci classe bi moom déjà am na lu mu def ci boppam maanaam xam na ni moom citoyen la. civisme moom lay njëkk a jàngat ay élèves am. xale nii la war a mel xale lii la war a def. nit nii la war a def jàngale yooyu dañ ko doon jàngale ci école yi. mais kenn daawul bàyyi yaay mi nga xam ne moo nekk ci kër gi. papa bi nekk ci kër gi nga xam ne ñaar ñooñu nga xam ne ñooy société bu ndaw bi diggante ndey ak baay. nga xam ni néeg bu ndaw boobu. mooy produire société bi nga xam ne ñooy génn ci biti. doon jàngal xale yi waxin. di leen jàngal defin. di leen jàngal jëflante ba da nga gis ni sa maam boo mu saan toog sax xaaweeku boo nekkee jigéen defaral ni ngay tooge. boo demee nuyul sa tante nee ko tante diw buñ la yónnee boo demee si kër na nga fëgg. boo demee na nga def nangam buñ la yónnee na nga dem dee ndànk ba mag ñi dañ la doon jàngal mun naa Ousama Tarsar mun na yónni doomam mu ñëw war a wax ak Louise
te kenn ñun ñu toog fii duñ ko yëg. loolu mooy civisme. jàngal nit ki civilisation savoir faire savoir être ak. savoir vivre waaw mooy ñett yooyu il faut que nit ki mën ko xam. te loolu yaay daf ko doon jàngal doomam. di commencé ci ëmb bi. boo ëmbee xool ni ngay toogee xool ni ngay waxe xool fi ngay dugg xool fi ngay génn papa yërëm la di jël loxoom di ko teg ci sa biir di ko raay di la wax bu neex doom ji gimmi ci loolu bu ko defee nag ñu koy jàngal ko ba jàngal ko naka lay xoolee alxuraan dafa jàngal ba jàngal nit ay bëtam ni nga xam ne noonu lay xoolee qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim waaw waxul leen mu'minaati yaghdudna min absaarihinna bu wax la ni civisme moom moo tax ci diine rek nga koy fekk civisme mooy civilisation xam tëralin ak doxalin moo tax ñu indi woon ko ci plateau Ndenkaane pour bëgg ñun ñëpp ñu waxtaane ko dafa yaatu gis ngeen ñi nga xam ni moo dala daw depuis lundi ba tey wax nañ ci accident yi bari na wax nañ ci passerelle yi wax nañ ci lépp defe naa dina des ndax xëy na ku mënoo wax lépp mais daal li am ba am mooy dañu bëgg ñun suñu réew Sénégal civilisation bi fi maam yi bàyyi woon ñu appuyer ko mu gën a dëgër bokk na nag ci li gën a yées ci doomu aadama mooy dese benn mbir ñu dénk la ko ki la ko dénk ëllëg di xaar nga rendre ko nga delloo ko mu la koy laaj ngay ŋaang naan xaw ma fan la nekk mooy dese puso bi mu réer la ñun dañu xamoon l'art de parler xam ni ñu doon waxee am respect loolu yëpp ci civisme la mais tey xoolal apprenti yi tux ci biir oto chauffeur yi nu leen neex la ñuy dawale ku nekk fu la neex ngay tuur mbalit ku nekk fu la neex ngay tuur ndox ci mbedd léeg-léeg gis nga ponkal bu taxaw ci mbedd kiyam taxaw di tuur ndox yow boo nee nii ba xool ko rek da ngay tourné waat ndax da nga koy rus a xool yooyu yëpp ci la bokk ñu defal suñu réew Kiné laay njëkkee waaw Kiné nga ni mer caama bu may la temps d'antenne tey waaw parce que am naa daf ma koy jaay dama koy jaay ñaata ñaari junni waaw ñaari junni rek balaa ñaari junni kon doo ko émission bi jeex jox ma ñaari junni rek na indi ba pare dama takk micro de na indi waaw non garaaw di ngeen ko séddoo amul duma ko séddoo de lu leer laa duma ko wax ma xaalis bi de parole yi ngeen di séddoo amul déedéet dafa dama koy jaay kon d'accord nga xam nga d'accord gu ma te indi mul xaalis bi waaw après xam nga am naa chance sama Mayte nee na lii yëpp bokk na ci civisme taraanga la rek man dama bëgg Mayte man dama bëgg Mayte lépp teraanga la lépp lépp teraanga la su teel amoon ay Mayte yu bari ma xool lépp teraanga la dama kontaan parce que kii bi sujet bi am naa chance semaine bi man dégg yëpp Cheikhouna xaw ma ko waaw Cheikhouna ñu ngi koy ziar bu baax waaw mais li mu doon wax dafa sori Cheikhouna waaw xam nga lu tax ma dellu si Cheikhouna parce que da nga ko seetaan démb seetaan naa ko et j'étais vraiment contente parce que dafa laal fu sori mais dama koy dolli en réalité lii suñu problème dëggantaan foo ko mënti nat mooy ñun dañoo importer lépp li nga xam ne moom la ñuy jumtuwaayee xam nga da ngeen wax sànni mbalit jaar pont jaar lii léegi da nga wax léegi nañu dellu ci maam yi parce que ñun ni ñu doon dundee avant état dafa am rôle waxtaan bu mu daan joué waaw rôle waxtaan boo xam ne mooy buur heure wax rek lay wax ñeneen ñi ñooy appliqué xam nga buur bokkul lii léegi état la léegi dama bëgg ngeen wax ma ci jumtukaay yi ñuy utiliser yépp muy sac plastique muy siwo muy paan muy chaise anglaise limal leen ma lenn rek loo xamante ne ñun ñoo ko defar mais xam nga fan la rôle état nekk ci loolu balaa chaise anglaise di ñëw état dafa war a wax ne population bi nii lañ koy utiliser dinaa la jox exemple lu tax ma cité chaise anglaise xam nga chaise anglaise boo mënta gis mais du gàcce de ñàkk ko xam du gàcce parce que kenn jàngalu la ko li tax chaise anglaise ñu waroon utiliser balaa muy egsi naka lañ koy utiliser xam nga toujours dafay am rabat boo yëkkati di ko teg mais ñaata nit ñoo xam ne xam nga tubaab bi ko defar moom balaa muy ñëw ci kër gi wax nañ ko ci télé yi wax nañ ko ci rajo yi wax nañ ko fépp ne am na matériel bu bees bu ñëw nii lañ koy utiliser ñun dañoo jékki ba say ay conteneur teglu ba pañe amul kii amul notice waaw léegi nag chaise anglaise boobu ñaata ñoo xam ne rabat bi pour jigéen ñi la li tax ma joxe exemple boobu parce que damay gis góor ñu bëri mooy comme nii exactement rabat bi nekk ci suuf nii waaw ñaata nit ñoo xam ne pour jigéen ñi la exactement góor su duggee ci douche da ko war a yëkkati jigéen bi pour mu toog la mais góor ñi man dégg naa ñoo xamante ne
samay employé sœur la ñu respecté naa leen trop. sama sœur daf leen ne yéen rabat bi pour jigéen ñi la ñu ne saa yoo ko yëkkatee jigéen ñoo koy wàcceewaat est-ce que yaa ngi dégg wax ji. notice moo dul am xool leen sac plastique xool leen bouteille xool leen paan xool leen siwo est-ce que xam nga loolu ñaata temps lay def pour dégrader 100 ans. gaawul seey de ci suuf. voilà looloo tax ñoom buñ koy créer dañuy créer waate système recyclage. léegi yow bu fekkee ne yow ñi ngi waaj a yónnee mbuus plastique ñun avant da ngeen doon gis mbuus plastique man bi ma nekk xale mbuus plastique amul woon. waaw léegi nag yow ñooñu ba ñuy defal mbuus plastique nee woon nañu mbuus plastique 100 ans lay am balaa muy dégrader. ñoom ñu créé système pourtant ñu ngi ko doon interdire. loi bi génnoon na pour interdire mbuus yi. waaw mais yow suñ la waxul ne lii 100 ans lay def balaa muy dégrader que foo ko mënti sànni foofu yàq nga ko parce que. àll yeeg Sénégal boo xoolee àll yëpp ay mbuus plastique la. léegi loolu war fa def 100 ans yàq garab yi yàq gàncax yi yàq li. déet ñaata jur la rey. ñaata jur la rey. ñaata jur la rey tamit. waaw léegi yow suñu la ko yëgaloon. état nag foofu la amee rôle bu am importance. balaa mbuus yi di ñëw mbuus yi lii ak lii lay def boo ko defee lii ak lii la mais comme. amul sensibilisation amul. amul daal communication. noonu la affaire bi xóotee. c'est-à-dire que waaye nag wéy muus ndax dëkk bi. dëkku xel la. léegi nag gannaaw loolu yëpp am na. léegi nag naka la ñuy def trouver solution pour nit ñi bàyyi loolu. xam nga loolu fan lay commencé. li nga doon wax léegi ci kër gi. naa ci kër gi. xam nga keroog damay dégg benn 2S je l'aime beaucoup Nene Penda la tudd Nene Penda te mu nekk 2S muy wax yaayam naka la ko yaree. mais dafa mel ni sama yaay la. xam nga dara boo koy wax. boo jëlee exemple ci yow day normal. waaw parce que boo nee Sénégalais te yow joxoo exemple boo xam ne yow da nga ko dund. mënoo ko comprendre. ñun par exemple bi ñu juddoo ba léegi dañoo mos a am ku ñuy liggéeyal man musuma ñeme yónni ki ñuy liggéeyal ne ko demal ma boutique ba léegi sax laa ko xaw a ñeme parce que xaw naa jëm si mag te ba léegi damay am kersa pour def ko. yow xale bi nekk ci kër gi yow nga bàyyi wan ko ne moom bu demee duus sax. bu defarul toilette bi normalement am na keneen ku ko war a def moom xamul ne bu sotteen bu vidé butéelu ndox bi daf ko war a remplir maa ngi dee keroog Oustaz Mouhamed di ko wax léegi moom mu am kenn koo xam ne da koy liggéeyal moom du def dara mais kooku bu génnee ci mbedd bi day jàpp ne lépp lu mu yàq keneen na koy defar. ma jox la ci benn exemple. waaw dama am sama benn élève bu nekk ci daara ji papam ak yaayam dañoo tàqalikoo papam tel ko responsabilisé biñ jëlee feetu tabaski mu dem bi mu ñëwee papa ji def ni gis naa ci moom éducation mais dafa am lu des avant muy ñëw ci daara ji dafa doon toppatoo ay rakam bu jógee dafay lalam daf daan bale mais bi mu dellusee dañu gis ne xam nañ ne daara ji mu nekk ittewoo nañu yar ko mais du def dara góor la de. du def dara ndax dañ koy lalal dañ koy baleel. ma ne dëgg la. ci loolu daf ñu jàngalaat. ñu wax ustaas yi ne leen góor ñi nañ leen di defal comme ni ñuy defal jigéen ñi ñii ñoo aaya bale ñii ñoo aaya raxas ñoom tam ñuy defar seen néeg yi. pour wax ne li nga wax dëgg la. dafay am dañoo mës a am ku ñuy liggéeyal bi ñuy juddoo ba léegi. sama yaay xam nga ban heure xale lañu tàmm loolu lay continuer. xam nga ban heure lañu daan yee dimanche. li ma lay wax ni du kof de 7 heures du matin ñuy fóot ba 19 heures jànq bi dimanche dafa am ay mbokk. da leen di seet dafay noppalu. gannaaw yéen a sàngoo sëri nag yéen a soloon yére yu diis yi fóot leen ko. ñuy fóot ba 19 heures te terewuñu jàng nag classé kenn daanu fu ñu foon raw de. boo loo yéex 5 premiers yi ngay jël. c'est-à-dire que doona woo en temps sax def ay loo xamante ne du yoon. donc ñu jàppee ko noonu su fekkee ne ki ñuy liggéeyal ñëwul 4 heures du matin la ñuy yeew nañ bale nañ raxas nañ ménage jàng leçon bi sangu doo ko dem jàngi. mais xam nga ñun suñu xarit yi yenn saa xam nga lan leen di wax est-ce que kii mooy seen yaay ñu ne ko non ñu ne leen non dañ ñu ko jox loolu la kañ parce que ku jur nit waroo ko mën a def nii. am na suñu morom yoo xamante ne buñ dinaa ñëw seeti dimanche mais dañuy choqué parce que ñun amuñu temps bu ñu toogee ak ñoom benn seconde. benn yaa ngi bale yaa ngi raxas yaa ngi ménage yaa ngi gaawantu jàng sa leçon gaaw bal te loolu. amul benn stress bu ma defoon parce que pour yow c'est normal. dëgg la donc nag il faut que nit ñi. dellu si waat di yar xale yi ci biir kër yi. parce que ki nga xam ne xamul ne moom lu mu deful moroomam moo koy def. kër ga loo fa deful boo rootee ndox sa rootoo ko. keneen a koy root. boo génnee ci douche te raxasoo ko keneen a koy defar. donc tant que jàngaluñu sa biir kër ne la yow balaa loo mënti utiliser da nga ko war a defar ba mu baax balaa ngay génn. loolu boo génnee ci mbedd mi lu la neex ngay def te li may wax nii. kenn dëgg la. du lu neex a dégg. donc nag il faut nit ñi dellu si waat di woon seen doom yi ne
kër gi li ngay def ci kër gi moom ngay transposer ci mbedd mi donc nag foofu laay interpellé oustaz Makhtar vraiment et puis pour joxe parole pour bañ a tirer trop xam nga dafa am éducation formelle mooy li may wax léegi mooy li ngay jàng ca kër ga li ngay jàng ca école bi li ngay jàngale éducation spirituelle c'est que gis nga nit tant que waxuñu ko ne yàlla moom nit yàlla ci incarnation nit la nekk c'est-à-dire que yàlla dafa ne fonkal leen ma sama doom sama nit yi sama jaam yi yow balaa ngay def dara xoolal tourné ko 5 secondes rek nit ki dugal douche xam nga kenn bëggul fekk gaanuwaayu jàmm ci biir douche bi bilaay li ngeen may wax ne ñëpp mën na ma ñëpp baal mais boo seetee ne yow loolu dalay déranger waroo xalaat ci àddina génn ci douche te delloo woo ko comme ni nga ko fekkoon bi ngay dugg dëgg la donc nag foofu oustaz dama bëgg rek nit ñi ñu fàttaliku ne en réalité bu ñu jiitaloon rek éducation spirituelle mooy éducation islamique bi nga xam ne l'islam lépp luy set ak luy respecté doomu aadama lu koy taral lu koy warma tant que amuñu warma suñu bopp duñu mën a am warma ci keneen dëgg la donc soo yeewoo suba ma ngoon li ngay def est-ce que maa ngi tooñ diw boo demee bay def dara rek génn tudd xëccoo chance bi nga ne mais keneen su duggee nag man bi may dugg dama ko fekkoon mu set donc loolu ku nekk bu koy def kenn dootul gaañ sa morom dëgg la keneen merci am na solo Thiama ah dama ko may di wala waaw garaawul kiyal rek waaw li mu wax moom c'est très important waaye ko dama ko jaay waaw dama ko jaay kon ku ne xam ne civisme moom mooy civilisation kon moom daanaka ni wax na lépp xam nga sànq ya nga wax lu am important nga ni ba doom boo ko ëmbee ni ngoy nekkee moom ba papaam ñëw loxoom di ko raay ñu yar ko ci noonu foofu moom ki nga ëmb sax dafa dul faale da nga am bay raay sax doom jooju ki nga nekk moo jëkk amul civisme ba di la dimbalee di xool sa doom da lay muul sax yow mi ëmb naan bëgg mu woon doom ji mu ëmb ñenn ci góor ñi ñenn ci ñi ma ko war a wax ci ñoom dur saar kon boog mu ngi may menacé de non daf laa kii rek daa xool rek am na xool yoo xam ne menace la yaa ngi dégg kon boog nañ delloowaat suñu bopp ñu yaraat suñu bopp waaw nee naa lu ci munti am rek yow sa bopp boo yaroo am na yu bëri doo ko mën a def nga bu la yàlla yaree doo wax ni dépassé ko xool bu bëri sax nee naa la ci baadoola la bokk ak dugg ci kër ba si ak génn naa doog a fëgg waaw ki nee na baadoola mooy dugg ba ci néeg rek génn naa daal damaa fàttewoon fa fëggaat ak nit ñi naan ni boo paree ma naan dégg naa loolu tamit ci ñàkk civilisation la nit koy naan rek nga ne ko soo paree joxoo ma naan bàyyi ba mu pare su ko tegee yow nga jël naan kon boog chaque jour ñu yaraat suñu bopp gis nga ki la gën a yaru gën la xam àddina gën la jàng diineem kooku moom kenn du ko jàngal civisme waaye ñi nga xam dañ leen bàyyi rek état di nekk seen tante est-ce que xam nga ne su ma ñëwoon sa kër tey di la seet maa ngi jégalu ma fëgg benn yoon taxawul ay seconde fëggaat ay seconde wuyuwoo fëggaat ba muy ñetti yoon dem même bu fekkee France laa jóge woon di la seet si damaa war a wàññeeku loolu la dina jàngale ma ne tey boo ko fi defee tey dañuy xëcc bunt bi islam jàngale xool bu ñu fëggee fëgg dañaa xanaa fi kenn nekku fi waaw xëcc bunt bi xam nga mën ngay nelaw wala ngay sol yére nga ne xaaral ma gaaw solu dem wuy kooku war nga am ci loo nekk mën na la fekk sax ngay julli muy fëgg xam nga doo jekk sa biir dem mu ne xanaa fii kenn nekku fi bunt ba la ñuy xëcc ba jóguñee fekk bunt ba yàq ba xanaa dangaa xam dañ ma koo def de islam mu jàngale loolu rek bi de dina fa sama buntu ma nga ne dem may julli gee am kuy fëgg di fëgg soxla paa bi man maa ngi julli di julli na ni karaj la ko ba damm ko ñàkk civisme ñàkk civilisation xaar ma wàcc ma di bind moo ko moom bëgguma te tudd mooy xuloog man Badiane Louise dégg nga li ki na wax mère Thiama wax ko kon yaay yi est-ce que def nañ seen rôle waaw am nañu si def seen rôle soxna Sène damay joxe benn anecdote bu ndaw sama maam bu la xooloon ci bët nga xam li mu wax nga xam li mu wax bu amee gan nii xale dafa amoon habitude surtout suñu soo demee vacances village bu gan ñëwee rek ngay gis presque boisson donc bu gan ñëwee rek bu ñu indi ay boisson teg ay verre rek da ngay ñëw toog réflexe boobu ngay am parce que bëgg nga ci boisson bi mais sama maam bu la xoolee rek nga génn bët lay wax te même bu ngay gan bi xam nga dafay bàyyi boisson bi bu ngay gan bu ngay ba gan bi sori bu tourné xool la yow doo dugg ci salle bi dama amoon habitude xam nga xale buy nekk ci adolescence damay jiital dënn samay dox nii booy doog commencé sa organisme développé et tout dama doon jiital dënn mais bu la xoolee rek
yow xamal ne da ngay foog ne xët na la. donc xool bi rek comme dóor. juste pour dire que li nga doon wax ne sànq bët day yar bët day wax c'est un fait réel mais léegi nit ñi xamuñu bët. suñu génération yi ñun suñu doom yi boo xoolee ba suba. loolu comprendre luñ dara foog nga wax. yaay loo may xoole. waaw yaay loo may xoole. ñun ndonga daara yi nag. loolu yàlla def na ko ci ñun gis na ñun suñu kër. kër dafa war a am code. maanaam Louise bu ne asalaamaaleykum fekk ñun ñëpp ñu toog. war nañu am code bu ñu waxante te Louise du xam lan la ñu wax. ndonga daara yi ñun dañ ko am. exactement mais ñun suñu kër. bu nit ñëwee gan gi ni mu mel. selon lañ koy ganalee am na koo xam ne boo ko xoolee rek xam na lan lay indi ndox lay indi. wala day indi boisson wala leneen ak lan lay indi. pour wax la ni loolu ay code la te loolu dafa war a am ci biir kër. complicité la daal. exactement pour dire que avant suñu maam yi suñu mag yi réussir woon nañ ko. mais léegi loolu. day bëgg a raar amatu leen jot yéen Louise toog yéen xale yi. non du question jot day fekk kër gi Louise. am bàjjen ne fa. tante ne fa mais kër goo xam ne boo xëyee da ngay dem. ñëpp dem. xale bi moo fi nekk. ak jànqam. ak télé bi te jànq baa ngi ci liggéeyam. jànq baa ngi ci def ay écouteurs am. moom WhatsApp bi moo koy yar ak mike bi. doy na waar. waaw exactement c'est ça télé yi ñoo ñuy yaral. école bi tamit bonal kañ. école bi tamit des na. bi may ñëw tey suba dama romb benn école. xale yi jógee EPS bay ñibbisi. ci buntu école bi ñu teg fa ñaari paan bii ndox raxasu bii ndoxu lenkaliku xale yi ran ku nekk raxasu lenkaliku. pour man c'est malsain. dañu waroon jël satala di sotti. exactement. donc xale bi njëkk raxasu rek moo set. waaw. xale yi mujjee raxasu ñoom ëllëg ñu yéene microbe dañu yokk microbe. pourtant école moo ko def. mi ngi mel ni kuy fóot rek di xayu ay yéreem. exactement donc pourtant école moo ko def. te école boobu jàngal nañ leen civisme. boobu sax def na pas boobu tane na am na ko dul def di. mais boobu mu pire man mu bàyyi leen seen loxo yi noonu sax moo ma gën a. parce que ki njëkk raxasu rek moo set. ñeneen ñëpp setuñu. donc pour man ñu ngi leen di gën a jox jàngoro beneen bi mooy maa ngi ko fi doon wax démb boo demee ay Chine pays asiatique yi. institution civique dafa am doole. dañ koy jàng ñoom ba terminal. une institution civique fii est-ce que yemul 4e wala 5e secondaire. 4e 3e. waaw 4e la yem je pense parce que BFEM doo ko def. donc institution civique fii coefficient 1 la donc xale bi amul benn répercussion ci jàngam. amul benn incidence ci jàngam. donc loo xam ne ñi ko war a jàngalaat sax dañu ko banaliser mënu fi am doole. dëgg la mënu fi am doole. bu ñu demee toog ñun dëkk bu mel ni Sénégal ak autant d'années depuis autant d'années ñu am indépendance ñu dem ba suñu président bu bees bi ñëw instauré école yi instauré ministres yi chaque premier lundi de chaque mois ñuy ñëw ñuy def levée du drapeau. c'est un problème. boo demee administration fii pour te dire que c'est un ensemble. boo demee administration fii administration foo xam ne état moo ko moom public yëpp bu soo doo si gis bureau bu commencé 8 heures. bureau yi duñu commencé 8 heures. c'est-à-dire que boo demoon ñu baal ma ci wax bi boo demoon par exemple tey building. koo ñëw seet si 8 heures il faut nga xaar ba 11 heures. waaw wala bu ñëwee 8 heures defoon naa ko ci quelques ministères ñu mere ma fii menacé ma. Lise baal ñu jël ki nekk si ligne bi. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. soxna Zeynab. waaw ku baax. Fane Yaram Sarr. kan la. kooka. ah man la sa rakk ji. waaw sama rakk ji sant bi nga ma sant la neex na ma. bismillah. ah. ma ne sant bi nga ma sant la neex na ma bismillah. maa ngi lay nuyu di nuyu Oustaz Sarr. ñu ngi lay fay. di nuyu Mère Thiama. Thiama waaw. waaw maa ngi koy fay. waa di nuyu Louise ak seen boobu. maa ngi koy fay. Kiné. di wax Mère Thiama moom ba ci de moo toj la bi. Mère Thiama de ah. ak périg bi waaw mais nag il faut nga jox ko kër soxna ndax mooy suñu yaay. waaw. jox ko kër rek ko sànni bu ko sànni rek delloo ko. Louise la de Louise la mais ñu ngi kontaan trop. ah. Louise la. ah ñu ngi kontaan trop si waxtaan bi. dëgg la. sa gan gi dafa wax léegi wax ba am solo lu tamit ñëw la mooy soxna Kiné. waaw soxna Kiné ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziyaara di rafetlu sa waxtaan. ku am solo la macha allah. macha allah leen ñaanal yàlla yéen ñëpp yàlla gën a wéral baat yi. amiin waay. nga defar jàmm yi. amiin.
te yi nga xam ne da ngeen teex mu ñuy ji yàlla na leen ci yàlla bindal ay yu bëri. amin amin yow it yàlla defal la jàmm. maa ngi taw kër gi sa taawu kër sama xarit sama yaay ak nit yi. waaw kër yi ak maam xarit bu baax. waaw mi ngi lay nuyu. léegi dama bëgg ndax si ki nga wax léegi si yarin bu ñu njëkk. parce que xam nga saan ñun dama yaa dafa am lu ñu del mooy ne bu njëkk si waajur yi dañoo amoon suñu jot. waaw. dañu daan yar. te daan yar macha allah. buñ génn si biti sax mbedd mi waa koñ bi dañuy yar. léegi loolu am. waaw. man maa ngi fëleku ba may ñëw États-Unis 4 ans laa am. mais fii sa kër si ne buñ xëy xool si suuf. man ma ñëw fii si samay teachers yi sama ñu may jàngal maître suñu wax xam ma xool si suuf. conférence yi ñu am pour sa parents yi ñëw ñu koy wax yooyu benn maître ne sama papa. ne ko kii amut sew moom day sëgg rek. te loolu du yar. léegi yàlla def ma def ci 5 ma bëdi rek suñu sama maître yoo xam ma lay xool ma ñibbi si Sénégal. man fàtte naa man maa ngi Sénégal sama yaay di waxaat rek ma xool ko ci ban mais ba mu ne ma tàyyi mbéj automatiquement damaa xam lu tax bu mbéj ma. ndeysaan. xuluma ci xeexuma sama rek kii naa waaw mbéj ci ba di ko mbéj. dem boole ko sama papa ne ma dégg naa yow sa yaay de la mbéj ma ne waaw. mu ne lu tax ma ne ko parce que ba muy ñëw école bi damaa fàtte ne maa ngi Sénégal nekkuma États-Unis. parce que dañ lay yar yu xam même boo demee extérieur dañ koy yore. dëgg la ba nit ñi dañ lay ràññee boo nee mbooloo ni kii nii yar nañ ko. te loolu yëpp bu njëkk seen waajur yi dañoo am mu jot. dëgg la te yar bu ñu lay yar si kër. ak même boo nekkee si bisaay sax yar bu ngay ne. imagine parents yi wax ak yow bu ñu la xoolee nga xam lu ñu wax. waaw. bu gën ñëwee sa yaay sax mu ngi lay yellu ba mu dal daal la sol boo ko waxee tey nga dee. xam nga yooyu yëpp da lay jàngal pour nga maandu. loolu yëpp da lay jàng pour nga tegu si yoon. dëgg la pour nga civilisé wax am na loo xam ne boo ko jiitalu sa doom. koy lor. mooy diine bi kii du wax li ne. diine dafa am solo. te sa doom boo ko yow si ragal yàlla. du la doomu aadama. dëgg la te tey jii sa parents yi bu ñu la ne de maa ngi def. mais xam ne lépp def yàlla nga koy xam. te yow mal xii xam nga loolu xale boo di sax mu nekk xale ba mag loolu dafa baax mais ñun loolu manqué. yàlla na ma yàlla jégg suñu yaay ñu bëri jànguñ si jàng dina xamul fu ñuy teg seen tànk léegi ñun ci suñu màggee dañuy topp si lëndëm boobu rek ci ne mais yàlla nañu yàlla yaral boppam. amiin 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 yàlla dimbali li am Sénégal. rey yeeg li def yu la neexee yu yàlla dindi seen xol yi defaraat ñu. ba nga xam bu ñuy gis ne jullit lañ. xam ne ay jullit lañ ndax bi ci comportement lañ koy xamee du si wax rek na mën jullit. yàlla nañu yàlla def ay jullit xàkkan. amiin 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 maa ngi déglu ci bi. rafet na sama rakk ji ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. merci. macha allah dama bëggoon juste def benn précision. parce que bëgg na il faut que nit ñi xam loolu. sama yaay 19 ans la commencé liggéey. yow. bese yaaw la doon liggéey. donc 7h30 la daan dugg. wàcc 18h. yow sa yaay retraité sama yaay. donc li ma lay wax nii. en fait elle a pris sur elle. maanaam ñàkk jot bi ñuy wax. ñàkk jot bi ñuy wax empêché wu ko woon pour mu yar njabootam. empêché ko xam nga sama yaay lan la doon def. billaay su ma la ko waxee doo ko gëm gis nga koñ bi ñu dëkk. xam nga bese yaaw diggante midi ak 15h dañuy doon jël pause. pause waaw après la journée continue am. gis nga su wàccee ci angle bi. day for kayit yi ba egg suñu buntu kër. c'est-à-dire que dina ko jëlee 30 minutes yoo xam ne tous les jours moom mooy for kayitu koñ bi yëpp diggante 1h ak 1h30. bu dugg see ñun fekk na commencé nañu añ ba parce que dafa ne añ su paree rek añ leen parce que da ngeen di jàng bu leen ma xaar. léegi moom ñun moment bi ñuy añ moom su ñëwee ñun li ñu desal moom lay lekk. donc du affaire temps affaire volonté la. elle a travaillé toute sa vie ba jour bi muy jël retraite
donc je tenais à le préciser. parce que ñun duñu mag yu njëkkee en fait. bi ñu juddoo yaa non ñun am nañu temps suñu temps dañ ko jox WhatsApp dañ ko jox téléphone dañ ko jox internet. voilà loolu taxoon ma bëggoon préciser. li ma lay wax ni yëpp dimanche elle se levait 7 heures. duñu superviser ñuy fóot ba 19 heures. te pourtant amoon nañu ñuy mën a fóotal. mais moom elle tenait à ce que ñun ñu def ko. togg bi et foofu laay terminer pour wax ne yar dafa am solo. xam nga ay jigéen lañu dafa am ci koo xamante ne buggul togg. saa yu toggee day togg yow def ci xorom. comme ça ñu ne ko bàyyil. mu ne ko saa yoo paree ñu tuur ko. mais buñ ko tuuree ñetti fan dootu ko tuur ñeenteeli fan. dëgg la am na ko nekk ci ligne bi donc elle a toujours pris le temps. dëgg la kooku yaay la mais du nelaw. du voilà ñu jël nekk ci ligne baal ma de. allo aleykum salaam. waaw. waaw alaaji. aleykum salaam wa rahmatulah. soxna Seynab ñu ngi lay ziar. ñu ngi lay nangul ziar di la ziar ñun itam. rafetlu émission bi macha allah am na solo. ñun tam ñu ngi rafetlu sa woote. ndax yar yaakaar naa mooy lépp. dinaa dégg sëriñ Babacar Si Abdou. nee na sëriñ Mamadou bu mu sax ñëw néeg bu nuyu boo fëggee bunt bi. wala nga nuyu ko nag bu ne la waaleykum salaam boo duggee. mu ne dama la fay waaye wax nga yegg si. ndeysaan mu nekk am solo. yàlla xam ni léegi di am contentement ci yow bu baax a baax. jërëjëf di siyaare ustaaf ma. waaw col bi muuro moom ñaar lay jar. ah. ma ne col bi muuro ñaar lay col. waaw col bi ma muuroo. waaw. Ana Ndiaye sama mag ji moo ma ko jox ay 8000 lay jar ay 8000 wala 9000. jërëjëf. macha allah. jërëjëf merci. merci ñu ngi lay jaajëfal ku baax. jërëjëf. Sama Taar waaw ñu ngi lay fay. amiin amiin amiin. amiin amiin sallallahu alayhi wa sallam. ndeysaan. di ko ñaanal fan bu gudd ànd. amiin amiin amiin. ñu ngi am kontaan bu baax a baax a baax. jërëjëf ñun tam kontaan nañ sa woote. merci amiin amiin. jërëjëf jërëjëf ku baax merci. kol yi sama mag ji Ana Ndiaye moo ma koy jox ah. ki ma solol yére bi yàlla xam ne dama bëggoon sax am photo wax ko mayte pour ñu dugal ko. daf ma ko jox ñaari cuub la ma jox. keroog samedi la def accident génn àdduna. asa ñi ngi koy jaale mbokkam di ko jaale waa Almadi di ko jaale waa Kidira. ku baax la woon koo xam ni doon na jàpp ci émission bii may def muy dénkaane. yàlla moo ko moom jël na ko. yàlla na ko yàlla yërëm bu ñu amoon photom dañ ko wone mais dama ñëw ba fii mu xaw a trop tard xam naa su ma ko waxoon mayte dina ko nangu mais. malheureusement après ngeen di ko. waaw mi ngi noonu yàlla na ko yàlla yërëm. amiin yaa rabbi. Badiane Louise yeggaleel bu la neexee. waaw da nga ma laaj sànq ndax. parents yi ñi ngi yar. parents yi ñi ngi yar. mais yar bi def ñëpp duñu ko bokk parce que booy xool lu kenn di wax rek booy xool sax kenn ñàkkul jot. yar man pour man jikko la. d'abord dafay sa ni nga mel yow parent bi. sa doom même boo deful benn yar ci moom. am na lu muy xool ci yow. donc ni nga mel lay mel. donc en général xale day nekk à ton image. donc yow boo deful dara defoo benn comportement moom si ni nga mel lay xool ni ngay waxee lay waxee booy xool. ñu am yaay am na dangay am mère yoo xam ne dañuy tàmm saaga. mënoo wax ba sa doom du saaga. donc juste pour dire que xale ni kër gi di fonctionner rek noonu lay fonctionner. waaw donc yow mag bi boo yaruwee rek mënoo jur doom bu yaradiku. dëgg la am na ku nekk si bismillah. allo. soxna sa ngeen def. ñu ngi sant yàlla bu baax. waaw. allo. yaa. waaw ñoo ngi lu bëri. ñu ngi lay fay bu baax. waaw ñoo ngi bëgg indi lu bëri. ñun tam bëgg nañ ci sa woote. saa yi ñu yeewoo di leen xool. ndeysaan. wallaay li wax yëpp dëgg la. waxu yar rek ngeen fii wax ngeen wax yéen bu moo doonoon yar waaye ko tey moom allo ku baax. allo waa. waaw wax dëgg yëpp yar démb sax. sa réseau bi de mooy xaw a daw tuuti. waaw. réseau bi daw man démb yar. bi émission bi neex na loolu li ngeen ci lépp am intérêt. merci jërëjëf jërëjëf. waaw soxna soosu nag ku ma neex la ki la dee noonu. kan ci.
may waaw. Louise a ngi nii Kiné ngi nii Mère Thiam a ngi nii. waaw di Adja bi. waaw Mère Thiam li mu wax. Thiama. waaw ndaama yëpp ñu xam moom maa neexal ne. Ndeysaan. waaw Mère Thiam ku ma neex la ñu ci wax jël ñu ci lépp. dëgg la. muy dëgg la. waaw nag am na lu ñu wax fi mu ne nii bi may seetaan damaa reetaan. Ndeysaan. Mère Thiam di ci yooyu lay yëngu moom. man na njëkk loolu yaa rek. waaw dafa koo wax rek daa mel ni man laa waxal. Ndeysaan. waaw daa mel ni man ndax li mu wax loolu lay dëgg man ñu gën doole. loolu daf maa fàttali benn chaîne bon ak Sampa. Sampa dafa nekkoon politicien. nga am benn bés na di dem tournée. allo sa réseau nag mooy daw. moo tax wax ji di dagg. waaw réseau bay daw léegi comme mu ne mu wax ak maire yi. waaw. mu ngi wax ak maire yi mu ne tey daa sonn dem tournée. léegi mu ne ka muy àndal bu ñëwee ne leen ko tey damaa génn daal bi ci néegam tëj. waaw ne daa sonn ci dem tournée bi. léegi mu waxee noonu fekk maa ngi taxaw. léegi bi ñu jógee noonu rek ki mu war a àndal ñëw. bi mu ñëwee sama yaay taxaw nuyoo jàmm salante ak moom. mu ne ko ana sëy bi dañoo war a dem village. waaw. rek sama yaay xool mu bët. ma daal di sëgg. si ne ma yow. vraiment ana sa yaay. ana sa papa. ma ne sama yaay nee na daa dem village. waaw daa dem village. dégg nga. waaw léegi dañ loolu noonu lépp ay. pour wax la xale moom loo ko dicté rek loolu lay tari daa mel ni dafa dagg li muy wax am na solo mais réseau bi ñu ngi koy jaajëfal xëy na dina ñëwaat ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax ñun tam neex nga ñu dégg nga merci Louise waaw am na lu ñu ciy def mais seen jikko rek lañ mën a jox seen doom yi école bi am na lu mu ciy def wala daara bi bu mu ci mënta nekk rek balaa oustaz Matar di wax ne damay fari benn boor école beeg daara bi bu nekk am na lu mu ci war a mottali donc civisme continuité la mais pour man si bi nga nekkee xale rek lañ ko mën a def si yow non dañ koy tàggatee dañ ci tàggat nit ci tàggat la bi nga nekkee xale rek lañ ko mën a def si yow civisme man pour man benn mot rek lay ëmb ci wolof mooy jomb def dara jomb voilà jomb rek la jomb ak civilisé boo civilisé am looy jomb civisme mi ngi ci yow ko def dëgg la man noonu rek laa ko mën a boolee yëpp am naa li nga xam ne lii rus naa ko def lu ma bëgg ñu def ma du ma ko def am yoo xam ne lii moom pour man nit ku civilisé nit ku normal nii lay doxalee te noonu laay doxalee dëgg la ku ko def rek nekk ci yeneen benn aspect moo bëgg a génn pour jege ci xale yi dem ci mag yi mooy civisme bokk na ci am loo war a def ñu la ciy fay te doo ko def am na bismillah waaw yaa ngi ñu ngi leen di ziar. ku baax loo ñu ngi lay ziar bu baax loo. ñu ngi ziar bu baax ci émission bi. loo ñu ngi lay delloo ziar. waaw di rafetlu émission bi bu baax. ñun tam rafetlu nañ sa woote. di wane suñu kontante bu baax. waaw di wax ne lu am la. man émission bi dama ko suivre bu baax a baax. dëgg la. Lo Mathiandaam doom baay xadiloo dem na ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax ñu ngi nuyu Mohamed Kane suñu dëkkandoo boobu nekk route de Boune di faral di woote. ñu ngi koy ziar. donc nit mag day am lu mu war a def. ñu ko ciy fay te du ko def. pour moom comme que amul kenn ku koy surveiller rek. kenn ku koy daan gisu ko rek amul solo. mooy da ngay dem ci bureau yi. nit ki war a liggéey si 8 heures. déjà 10 heures la ñëw mais bu ñëwee 10 heures day toog ci biir bureau tëju ci biir bureau li may wax ñëpp xam nañ ko. ndékki ba suur ci biir bureau bi lay ndékkee. su ndékkee ba pare génn kaf waxtaan ak ñeneen ñi 11 heures lay commencé liggéey. 13 heures moom xam na ne heure de pause la lu ci may dara bureau bi 13 heures pile day jël saagam génn. 15 heures la war a ñëwaat 15 heures et demi lay ñëwaat kooku lu mu liggéey si 8 heures de temps am. temps bi di dem. temps bi di dem donc loolu rek ci ñàkk civisme la bokk.
donc yooyu yëpp nit yaa ngi koy accepté man mënuma comprendre Sénégal ñu naan lenteur administrative mënul nekk pour nga ut kayitu juddu il faut nga toog 3 jours 4 jours pour nga am benn kayitu juddu. bañ di tardé ah. bañ di tardé waaw bañ di tardé. non man bokkuma administration. ñëw kon yow la ñu wax. non man du ma tardé. ndeykaat du bàyyi si heure ndeykaat. waaw. donc macha allah li ma war a def rek maa ngi koy def bàyyi leen di tànn xeer. donc juste pour dire que. waaw benn kayitu juddu rek benn kayitu juddu. nga xam ne da nga war a dem joxe 200 ñu bindaatal la ko parce que da ngay am déjà référence yi. dañu renvoyer 3 jours 4 jours. pour nga am benn kayitu juddu. donc loolu day wone suñu laxisme xam nga nu ñuy waxee laxisme. suñu cuune rek suñu tële voilà day wane suñu tële parce que benn kayitu juddu nga war ko am tout de suite wala ñu naan la benn dafa am benn affaire boo xam ne fii rek la am papier de naissance datant de moins de 3 ans de 3 mois dans quel but en fait. doy na waar amul sens. wala boo leen si xamee benn sens ngeen wax ma. kayitu juddu kayitu juddu kese la. waaw bu ci am moins de 3 mois passé 3 mois. validitul. waaw donc nit ki. yow déjà pour nga joxe ko dafa yéex. te nit ki saa yu dépassé 3 mois foog mu dem utiwaat ko. waaw doy na waar. kon y a quelque chose. extrait bi dama foog mooy. parce que yenn saa nit ki dañ koy war a déclarer fekk papam nekku fi wala yaayam nekk fi donc c'est pour permettre de ressaisir comme ça moom bu ñëwee bu ko changé. mais man mag nga xam ne demande naa kayitu juddu 1000 fois. su ma demaatoon tey di déposer benn papier bu am moins de 3 mois lañ may laaj. waaw dëgg la de. loolu doy na waar. loolu moo fi am donc yooyu yëpp ay yéexal la yoo xam ne. soxlawuñ ko te jëmalewul suñu réew ci kanam. waaw dëgg la donc loolu yëpp ñu yor ci mairie bi ñu yor affaire kayitu juddu. dëgg la lu tax loolu. waaw dinañ leen ko laaj. te mairie yi tam bu ñu leen invité nañuy ñëw. waaw. ku moom loolu. mairie HLM. waaw ndax kat démb li ñu doon waxtaanee. mu jëm ci ñoom. waroon nañu mën a ñëw xam ne dañoo am empêchement. mais bu ñu ne waaw ba pare te bañ a ñëw. xam naa empêchement la rek. waaye tamit daw laa ko gisee man. du daw de empêche Pape Seck du daw. daw de laa fi gis. dama ko xam wax naa ko. dama ko fekk Mandiaye Diop ma ne ko yow. dañ leen invité keroog ndénkaane. xaritu Mandiaye lu tax ñëwu leen ci plateau bi. mais dafa amoon lu urgent dafa demoon fii. Yoff ñàkkul ndaw bu fa mën a ñëw de. non dafa waaw mënoon nga waa xëy na waxuñu ko bu ne kenn. naan daal mooy meeru gox bi daal. yow daal Pape Seck maire HLM. waaw d'accord ak kooku sama tonton la. d'accord yow yaay état yaay mbokkum Sénégal macha allah. mais buñ ko waxee mu yónnee keneen mais waxuñu ko la moom lañ waroon ñëw. waaw d'accord mais su waxoon keneen ñëw mu préparé kenn mu ñëw. d'accord yaa leen faral noonu ba tey baax na. daw Samata est-ce que transhumé woo nekk après nga comprendre ñu jël ki nekk ci téléphone bi allo. waaw bëgg mu ñëw. aleykum salaam. soxna ñu ngi lay ziar. ñu ngi nangu ziar di la ziar ñun tam. waaw tur bi Mansour Lo ñu koy wax. Sandaga. Mansour Lo. waaw Sandaga Ruqu Montre. Sandaga Ruqu. Montre. waaw Ruqu Montre. Montre. dëgg la ñu ngi leen di ziar waa Ruqu Montre yëpp. ndeysaan ñu ngi nuyu waa Sandaga. ñu ngi nuyu waa Sandaga bu baax a baax Mansour xam naa dina dellusiwaat ñu ngi jéggalu. Samataar. Seyda. defe naa dégg nga li ñu doon waxtaane li mu ci wax am na solo. ki ne moom tamit macha allah Mère Thiama. defe naa ne bu diine moom. moo tax souvent doo gis ku jàng diine di ko pratiquer ba pare te du am civisme. man de gisuma ko. xanaa tuddoo ko rek. mais jàng diine dégg li diine wax ba pare. te amuloo civilisation. man daf may jaaxal. ndax jëmmi diine mooy civilisation. mi ngi noonu. dëgg la waaw xam naa tey moom. dama toog di jàng ci yi fi bàyyeekoo xam naa développé dootu fi xajati waaye lii tënk rek lii dégg naa léegi mu wax benn baat moom lay firee thème bi waaye man ci nite laa koy firee nite Lise mu ne mooy jomb waaw waaye nite laa koy firee nite nite dafa làmbo lu bari nite baal ñu de am na ku nekk ci ligne bi allo. allo salaamaaleykum. bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam. waaleykum salaam wa rahmatulah. kooku de borom Padoa la. waaw ñu leen di nuyu waa Ndenkaane. ñu ngi lay fay. maman Ndeye Sy. tey nag mu daal ci ñu wax may bëgg a wax rek mais maanaam.
déplacé wul tuuti. baal ñu kàddu gi yëkkati ko tuuti rek. réseau bi moo am problème. léegi dañuy jox Pa Ousmane après yow yaay nga résumé Ousama Tall Pa Ousmane. soxna Zeynab. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. ñu ngi lay ziar bu baax. yàlla na yàlla nangu ziar. naka suñu bébé bi. waaw mu ngi ci jàmm alhamdulilah. yàlla na ko yàlla sàmm aar ko. amiin yaa rabbi amiin yaa rabbi. ak ay waajuram. amiin yaa rabbi ba ci ay maamam. waaw ba ci ay maamam amiin. kon bismillah ci yéene kaay ci. macha allah. kii titre yi titre yi waaw li ñu nam ma jukki bu benn waxtu jotee bokk na ci ab centre boo xamante ni li ko tax a jóg mooy xeex mbirum drogue daañu ko taxawal ci Afrique saw jant la ñu ca bëgg mooy acteurs yi ci yëngatu gën a gindeeku ci mbirum drogue nees mën a def ba askan wi mën ci mucc tàggat gi mu ngi jëm ci fukk ak juróom ci ay agent jot nañ leen a jëbbal ay allijaasa li kuy firndeel daañu ko faram-fàcce ci xibaar yi leneen dina ci bokk mooy financement bi jëm ci fondation servir le Sénégal bu Mariam Faye Sall parti bi di bokk gis-gis bëgg ñu taxaw temm xool yooye koppar fan lay bàyyeekoo ndax jàpp nañu ni lu tollook téeméer ak fanweeri milliards nee na mes ca ministère du finance ba léegi xamuñu mbir yi fan la jëm ñu bëgg askan wi gindeeku ci waaye te bëgguñu kii di Aly Ngouille Ndiaye mu bokk ci ñuy organiser élection présidentielle yu atum 2019 loolee la ñu fësal seen jàkkaarloog taskatu xibaar ni ki démb daan ci dikkan ci xibaar yi leneen nit da ci jëm mu jëm ci ñaari téeméer ci ay parcelles yu ñu jàpp ni dañu ko caxatee ñu ciy tudd Idrissa Seck waral ba kenn ci ay ñoñom di Yankuba Diattara te moom it ñu ngi ko ci ay tuumal mu fas yéene yóbbu mbir yi ci kanamu yoon loolee la fësal moom ñuy fàttali ne mooy président commission aménagement du territoire di Yankuba Diattara daañ ci dikk genn ci xibaar yi leneen dina ci bokkit mu ngi aju ci tout tànk ba nga xamante ne ña ngi ko faat ca Touba di Fallou Ba lu ni mel indi njàqare ci parents d'élèves yi mooy ni nees mën a def ba gën a saytu seeni doom ci bu ñuy dem ca l'école yi waral ba kilifa yi ko ŋànkit loolee la ñuy fësal ay cours ñu ngi koy joxe sax jëm ci tout tànk yi ngir ñu gën a mën a fagaru ci yenn ci ay sambabo yi nga xamante ni jamono ji ñu ngi dëkkee di sàcc xale yi di leen tëdde ak di leen violer loolee yëpp daañu ko faram-fàcce ci xibaar yi bu benn waxtu jotee soxna Zeynab. incha allah ndaxte titre yi moom benn bu ci nekk rek am na solo. am na solo dëgg te dina am lu ñu mën a apporter comme ni ñu koy waxee. dëgg la surtout bi nga mujjee nii moom. ndax fi mu nekk nii jaboot yëpp tiit nañu. wallaay wallaay ñi yore daara yi tiit nañu. ñi yore école yi tiit nañu. ndax lii moom kenn xamul naka lañ ko mën a tuddee. dëgg bu wér sécurité bi am ci Sénégal war fi woon a mën a am nag. wallaay dëgg la waaw doy na waar yal nañu yàlla sàmmal suñu njaboot. amiin yaa defal rabbi ñu taw feex. amiin yaa rabbi merci dinañ ko taaxirlu. incha allah bu soobee jërëjëf jërëjëf Ousmane merci beaucoup Ousama Tall. Seyda. bismillah. waaw xam naa maa ngi nuyu sunu yaay jooju woote. waaw Adja Ndeye Sy. Adja Ndeye Sy. du tardé émission yi. ndeysaan daf may wax tout le temps day woote te du jot. ndeysaan ndeysaan moo dugg noonu te leerul. dëgg la dëgg la ñu ngi koy jéggalu. ñu ngi koy ziar bu baax. xam naa danañ gën a xoolaat jokkukaay yi. waaw mu gën a jàppandi. waaw. waaye dama wax ne nite. lay tënkee thème bi. dafa am benn saayir bu wax ne jirim. laysal yatiimu alladi qad maata waaliduhu. innal yatiima yatiimul ilmi wal adabi. nee na jirim nekkul ku ay woyu juróom faatu. waaye dëgg-dëgg jirim mooy ku amul yar amul xam-xam koo koy jirim. dëgg la. beneen woykat feelu ko ne taar nekkul ci yére. yooyu sol nekkul ci kanam gu rafet. waaye taar mi ngi ci am xam-xam. ak ami teggin. dëgg la. beneen saa feelu leen ne jamaalul wajhi ma qubxi nafsi. ka qindiilin ala qabril majuusi. dëgg la. kanam gu rafet lool. mais jikko ju bon. daa mel ne bàmmeel bu ñu taal ci bàmmeelu yéefar. lumière. lànkal gam lànkal yàlla ba mu koy duma ci biir bàmmeel ba. lumière ba ñu taal ca kaw rek ngay gis mu rafet. waaye biir ga la ca ne na la ump. da nga gis nitin muy dox. fekk jëmm ji nii rek moo nekk nit. mais biir gi bàyyi ma la. maam Mansour maam Cheikh Al Hadj Mal dafa wax ne masx dañuy tuddee masx bu njëkk dafa am ay xeet yoo xam ne bu ñu defaan lenn li sunu borom da leen di soppi def leen golo. wala mu def leen mbaam. mu ne ci xeetu yenent bi la loolu dakkee. sallallahu alayhi lu ñu mën ci def ci ñaawteef yàlla suturaal na leen. ba du leen masx
def leen golo wala mbaam. rabbana laa tu'aaxiznaa in nasiinaa aw axta'naa. waaye mu ne masque bi feeñee ci biti ñu soppi la mbaam ci biti. mu ne boobu moo fi jóg mais biir bi ba léegi mi ngi fi. mooy am na koo xam ne mi ngi dox. fekk golo la. soppi nañ ko golo. biiram. xam nga kiy ñëw fekk fi ñu defar ndox mi war a jaar ñu jël ay weñ def ko pour oto yeeg nit ñi bañ faa dugg. mu bàyyi ba guddi mu jël weñ wa dem jaayi ko. kooku golo la. yàq na loo xam ne golo yàq ko ci àll. ay nit di dox seen tànk dugg ca. borom yi oto ñëw seeni pono yàqu fa. ki def lu mel noonu moo golo lu leen wutale. ca toolu xaal ba. lan moo leen wutale. ki dem ba yegg ci doomam. ju mu jur. moo golo lu leen wutale. dara golo saa ko tane. comme li nga wax léegi ki nga xam ne ci nite. ñàkk na ci moom ba muy ñëw ci kër jàmbur. dugg ci buntu fëggoo. ba ci buntu ne nga ne baal leen ma. moom mbaam lu leen wutale. kon bëri na kuy dox nii nga gis ko muy dox. mais fekk bàmmeel buy dox la. bàmmeel buy dox. maanaam moom jëmm ji nii mooy dund. mais xol bi dee na ñu rob ko ci biir jëmm ji. muy dox. da nga ko gis nii sopp ko. gis sopp la waaye jaxasoo bañ. da nga ko gis ay waaye ni mu la bëggee. ay waaye ni nga ma neexee. waaye bu ngeen dëkkee 3 fan nga jéppi ko. lu tax jikko ju bon. ay ma. ulaayka kal anaam. bal hum adal la wax. ulaayka humul gaafiloon. dama dégg Seyda Adama Seck defe naa. wala du Adama Seck Seyda bi waxtaan ci rajo bi. Adama Kan. Seyda Adama Kan mu firi aaya boobu ma dégg ci lu ma xamuloo. mooy ulaayka kal anaam. yàlla dafa am na ñoo xam ne ñi ngee ki bët. mais jëriñu leen dara. seen xel yi jëriñu leen dara. yàlla mu ne ñooñu comme ay xar ak bëy. mu ne xar yeeg bëy yi saxalante ne. wala xad zara'naa li jahannama kathiran min annaasi lahum a'yunun laa yubsiruuna biha wa lahum aazaanun laa yasma'uuna biha. lahum a'yunun laa yubsiruuna biha wa lahum aazaanun laa yasma'uuna biha. waaw ulaa'ika kal an'aam. bal hum adal. mu ne lan moo tax yàlla mu ne Seyda Adama Kan. lu tax mu ne bàyyi ma yi ñoo leen tane. mu ne xar meeg bëy bi bàyyi ma la mais bu ngénte jotee mën nañ ko jëriñoo. waaye am na nit koo xam ne kenn mënatu koo jëriñoo. waaw ndax ni mu yàqoo kooku xar mee ko gën. bëy bee ko gën. kon nit ci niteem moo koy may nga xam fi nga war a yem nit. tey nitee di weesuwul nit may la ci boppam exemple rek ku am soxna. ku am borom kër kon Seydou Lewis. ñu kaf tooñ ree. waaye nitee di mën naa dem may yegg ci roof ngoro. Lewis te am na jëkkër. te lan laa mi soo kaf. mais nite moo lay may nga xam fan nga war a yem. ak lu kaf bari bari. nite yi moo lay may loo séq ak mère Thiama. lu ngeen jaxasoo. néegam amoo droit dugg fa te fëggoo. waaye da nga naan non loolu du dara kii séq nañ ko. ki nite day xam fi mu war a yem. da ngay xam li nga moom. xam loo bokk ak nit ñi. xam loo bokk ak nit ñi. du xam-xam bi rek la koy may. école bi léegi lim lay jàngal mooy utum dërëm mais yaratuñu. parents yi il faut ñu bàyyi ci xel. éducation bi ñuy wax ci école bi dañ lay jàngal nooy amee xaalis ku bëgg sa doom yaral ko sa bopp. wala nga jox ko daara yi buñ leen di tudd du ràcc jëmale sa kanam. mais résultat yi moo ko wane xale bu ñu yóbbu daara mu def daara Seyda Zeynab ay weer ñibi Tabaski rek mbokk yi ne gis nañ ci moom de jikko juñ gisuloon. sawaraat pour delloo ji ko. loolu résultat la. nit ku mel noonu nag buñ ko formé mooy màgg nekk nit ku nite. dëgg la. waxtaan bi dafa neex ba ñun heure bi sax tey dafa gaaw ci ñun. Kiné. waaw lan ngay joxe ndénkaane. Ousama Tall mooy mujjeewaat. waaw léegi en fait man ndénkaane bi may joxe. mooy man dama seetlu ne sénégalais yi nawloowuñu seen moromu sénégalais yi nawloowuñu seen morom yi. xam nga nit. booy dafa am sama benn xarit bu ma musoo loo xam ne bi ma ko waxee ba tey dafa changé sama nu may gisee àdduna. dafa ma ne nit soo bëggee dëkk ci àdduna. nit ñi da nga leen di may da nga leen di jox kii
ngantal da nga leen di jox da nga leen di utal ngant da nga leen di utal ngant ma ne ko mais loolu mooy lan li may wax ni 2005 la ma ne ko loolu mooy lan mu ne ma gis nga bur ñaaw njort ci àddina bi la ñuy wax ni waaw bu ñaaw njort léegi dama lay jox benn exemple boo xam ne dama koy dégg tous les jours et bu ma sañoon Sénégalais yi bàyyi ci xel pour man dénkaani du ko gën a rëy chaque fois damay dégg nit su wuyoo téléphone su woowee nit ñetti yoon jotu ko danaan jëlul waaw jëlul dama laa woo jëloo bokkul ak jotuma la dama ko woo jotuma ko xam naa dafa jàpp parce que dès l'instant nga ne jëlul rek ka accusé nga ko dëgg la te boo ko mayee ngant kooku du la woo mukk ci àddina ba nga mer dëgg la donc pour man civisme xam nga fan lay commencé pour man civisme xam fan lay commencé nit ñëpp may seen morom ngant gis nga boo nekkee tali bi dawal oto ñëw rek vitesse nga ne kii de xam naa dafa am rendez-vous dafa tàdd mais bul ne kii daf may jaay ne moo ma dàq dawal xaar ma woon ko ne moo ma dàq dawal donc bu ñëpp mayee seen morom ngant rek sa morom ngant ajana la ñu nekk temps bi rek moo ñu dab de waxtaan bi neex na macha allah ajana la ñu nekk dëgg la merci ki ne Thiama li ñu fi wax yëpp moom xam naa mooy ndénkaan bi dama naan xam nga yëre sax boo koy may ni na nga xaar ba mu rafet nga jox ko dëgg la waaye bul dem jël bu yëre boo xam li olof yi naan mooy gaal gi sàkket da koy jël tey wékk ko ci sàkket bi dem sànni ko kon lu ñu yéene suñu bopp lu ñu bëggal suñu bopp nañ ko bëggal suñu morom ak yar beeg tegg mi rek loolu moo ko am na civisme dëgg la Louise Oustaz Matar dénkaanal ma waaw d'accord may nuyu maman Oumy Sène nga xam ne voilà si parcelle unité 22 Louise lu ma sol si yére olof rek moo ko ñaw yal na ko yàlla fay macha allah mi ngi jàpp ci kii bi mi ngi jàpp ci yal na ko yàlla fay yooyu maman yooyu yàlla nañ yokk ak kuy indi kol ndax nga wàññi dëgg la li may dénkaane benn waxu Serigne Maodo si la mu ne bàyyam Cheikh El Hadj Abdoul Aziz daf ne ko woon Maodo boo duggee ci oto bay wàcc bàyyi fay nit ne leen baal ma àq ndax àq dafa sew diggante bi nga bokkee nit ki oto ba bi ngay wàcc rek mu ne ko Maodo àq xañ na fa mu ne ko kon booy wàcc ci oto bàyyi fa nit ne leen baal leen ma àq ñu jàngee ci lu baree bari ki yor àq ci poqataanam ci biir oto bi ndax nite na loolu dinañ ci jox def wax kii nañ ci ñëw ki yor àq ki yoral àq soxnaam ci gémmiñam ndax nite na kon fu ñu toll nañuy wax baal ma àq waaw àq dafa sew merci Oustaz Matar Mamati Mbengue mi ngi fii ci RDV day seetaan émission bi du ko raw ñu ngi koy nuyu ak Khadilo ñu ngi leen di bàyyi xel bu baax a baax kon ñu ngi leen di jaajëfal Oustaz Matar Louise ki ne merci kontaan nañ macha allah Thiama état ñu ngi lay jaajëfal caméraman yi tax ñu mën ñoo gis waa régie yéen ñëpp na ñëpp nekk ci jàmm jox leen dig daje altine ak jàmm incha allah altine nag mbokk yi comme ci mois de mars bi lañu dugg te daf ci bëri ay bés yu ñu leen jagleel incha allah ci jigéen ñi rek la ñuy waxtaane comportement jigéen kan mooy yaay naka la war a mel kon xaar lañu altine jàmm incha allah ci ndénkaane ñu ngi leen di jaajëfal ñu yendoog jàmm salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu